This one for blessed Gambia. The more we work together, the more we celebrate. The more we come together, the more we celebrate. Come on, let's get together. There's a place I love to be. The Gambia, the Gambia. Peace, love, unity. Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Gambia Momono, Gambia Kemano, Gambia Musolo Lala, Imaye, Ambejigilu Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Namaray, man bëgg naa sax. Namaray, wooy. Namaray, jaaral naa ma ko. Namaray yaay moo bokk ak yaay, te moo di yaay. Sama nijaay li ma defal fu mu ko defal ngay jël. Dugal ma néegu góor, jàngal ma ni ñuy amee. Sama nijaay am na dox bu dox. Li ma nekk xale bi moo ngi xool. Are you ready? mbokk yi di ñu seetaan fii si Interface Gambia TV man la seen présentateur Lamin Jammeh ak sama special show called the Jollof Show comme ni ngeen ko xamee woon nekk ak ni ñu leen ko defalee saa su nekk toogal leen fii di leen bégal saa su nekk di leen indil lu gën ci yéen ñi ñuy seetaan fii si Interface Gambia TV ñu amal leen nag lu ees li nga xam ne moom lañ leen bëgg a indil fii si Interface Gambia TV si Jollof Show bi pour waxtaanee issues ak problems yi nga xam ne nii Sénégambian community bi te Gambian community bi ñu ngi koo face ñu tànn si nag married life muy nekk li nga xam ne nii is a hot topic right now ndax ndaw yu bari ñu ngi si sëy waaye xamuñ reason ñuy sëy ak lu tax ñu dugg si sëy loolu te nag bi yoon ma indi si imam Gassama pour waxtaan see moom ak anti sëy mi nga xam ne kilifa la si Sénégambian community ñu ràññee ko te respect ko show bi nag bi mooy di first show te I wish ne yéen ñii ñuy seetaan fii si Interface Gambia if you have anything li ngeen bëgg a share ak ñun mun ngeen ñoo contact fii si Interface Gambia via email mun ngeen maa email laminj@interfacegambiatv.com then you will be invited on the show mi de soo leen amee anything li ngeen bëgg a share ngeen ñëw fii si Interface Gambia TV email me or give us a call at Interface Gambia TV will accommodate dañu ñoo toog waxtaan ak yéen ak seen nu ñoo jëmale askan bi kanam ndax ak Interface Gambia rek Gambia ci kaw ci kanam. Wishing you a very special happy independence. I hope you guys enjoyed out there. di ñaanal tamit suñu réew bi Sénégal boobu ñaanal leen jàmm bu baax a baax ndax seen élection yaa ngi ñëw muy next week Sunday di ñaan dëkk bi yàlla def fa jàmm wàcc si ñaari dëkk yi def si jàmm di ñaanal ñëpp jàmm te di leen wax ne ni wish you all the best ak Interface Gambia TV ak Jollof Show bi Gambia ci kaw ci kanam rek. te nag ñu indi leen programme bu am solo. bi nga xam ne nii defe naa ñëpp ñoo ko soxla si jamono yi ñu toll nii si Gambian community bi muy programme yi waxtaanee biir néegu sëy nag buñ cee waxtaan nag ñun suñ xamoon daf cee xaw a tuuti loolu tax ñu jël ñaari kilifa tey indi leen fii pour mun a waxtaane yéen si programme bi ñu war leen a amal tey mooy si problème yi sëy ñoom si imam Gassama ñëpp xamee ko si Gambian community bi macha allah fa tabarakallah moom ñu ndaw ko lool si xam moom ñu ko gërëm di ko sant imam di la dalal si suñu programme bi di Jollof Show di la bàyyi rek nga nuyu wante askan bi laa seetaan fii si Interface Gambia TV asalaamaaleykum imam. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi alkarim amma baat mbokk ñi ñoo seetaan ñëpp ci Jollof Show bi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi.
di la jaajëfal yow Lamin ci Interface Gambia jaajëfal Sirif ak ñi ngeen ko seexul yépp di nuyu suñu jigéen suñu xarit di Aji Sey nga xam ne taxawaayam ci community bi kenn réerewu ko man fu ma dem rek dajee moom waaw mu nekk ki nga xam ne buumam la am rek di jokkale mbokk bi foo ko oo rek mu wuyu si la waaw di rafetlu teewaayam fii di rafetlu jubluwaay bi tax ñu ñëw fii tey mooy waxtaanee néegi sëy waaw on that note di jaajëfal ñëpp ñu ñoo seetaan di ñaan yàlla lépp lu ñu fi jëlee mu nekkal ñu jàmm àddina ak alaxira incha allah. jërëjëf imam lépp lu ñu fi jëlee mu nekkal ñu jàmmi àddina ak alaxira li nga wax dégg naa ko loolu tax may beral nuyoo spécial pour suma yaay ju baax ji toog suma góor muy anti sëy ma dégg kàddu yu rafet yooyu nga wax muy dégg ci moom man mère bi si boppam man maa am cofeel ak moom man suma boppam maa am cofeel ci moom ndax yàlla dafa def ne Tabaski bee passé noonu laa ñëwoon bu ñu doon def rek wodin bi keroog nga jiite fa macha allah si laa ko gis ma gis na ni ndeysaan dal gi mag la nag macha allah waaye nga gis benn dal bu ma neex ci moom ak yiw bi ma demoon nag waxtaan ak moom approche ko xam nga defa moom benn interview keroog si boppam ma gis nu mu waxee te mu doon koo xam tam gestu naa ay affaire am trop ma gis na ku am respect si Gambian community bi la loolu taxoon ma am sañ-sañ ne dinaa ko oo moom bu ñëwee tey ñu mën a waxtaan si wàllum sëy anti sëy ñu laa bàyyi nga nuyu woon teg askan bi laa seetaan fii si Interface Gambia si special show bi di Jollof Show. jërëjëf Lamine asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa santa di jiital suma nuyoo nag si Lamine moom mi nga xam ne moo ñu oo fii nii tey. ko santa bu baax moom ak ñi mu bokkal programme bi yëpp. di nuyu tam nag suma càmmiñ bu baax a baax di imam Kasama moom itam ku nekk xam na taxawaayam si réew bi waaw ku nekk xam na ko dina di yëpp rek daal si yëfi l'islam la daal liggéey bu rafet lay xam nga def si dëkk bi ñu ngi koy sant bu baax nag di ko ñaanal moom itam yal na ko yàlla def mag waaw di kontaan rek nag tey wax rek ne ñu ngi ñaanal ñaari réew yi comme ni nga ko waxee rek Lamine fi mu nekk nii nga xam ne Sénégal moo nekk si élection ñoom itam suñ mbokk yooyu noonu ñu ngi leen a ñaanal bu baax a baax yàlla defal leen jàmm ba nga xam ne lii passé na kii yàlla tegaat rek si toogu bi mu toogaat fa waaw te ñu xam rek ne Gambia ak Sénégal ñëpp mbokk lañ waaw maa ngi sant bu baax nag tey ñaan mboolem loo xam ne wax nañ ko fi tey mu nekk loo xam ne dinañ ko jëfee waaw dinañ jël yi nga xam ne ñoo si baax ñu jëfee ko wala doona xëj na duñ mun a tafek waaye xam naa ne xam nga dinañ try def daal loo xam ne loolu la yàlla santaane yàlla nañu si yàlla mu jàppale bu baax a baax amiin yaa rabbi Allah jërëjëf anti sëy sa kàddu rafet na sa nuyu rafet na kon mbokk yi ba tey dañuy seetaan fii si Interface Gambia TV man la seen présenteur Lamine Jammeh comme ni ma leen ko waxee tey dañoo ñëw waxtaanee si néegu sëy ndax gis nañ ne Sénégambian community bu nekk biir Angleterre fii nii ak même bu dul biir Angleterre sax gis nañ ne néegu sëy yi léegi xat na xat bi nga xam ne nii sëy yi fépp la ñoo tasee si internet bi la si Facebook yi la si yaa xam si Instagram la ndaa Snapchat la dafa imaam tey ma bëggoon laa njëkk a laaj imaam yow tey sëy lan mooy ponkum sëy ñu ko lislaam tegee su ma laajee ponkum sëy maanaam lan la sëy naka la ko lislaam soxle ci boppam ci diggante góor ak jigéen macha allah jërëjëf Lamine laajte bi am na solo buur yàlla subhaanahu wa taala daf ñu bind pour ñu jaamu ko waaw caaxaan taxut pour yàlla subhaanahu wa taala bind ñu ba tax na islam is a complete way of life du lu ma ci neex laay jël lu ma naxari ma bàyyi waaw wala lii moo ma arrangé man loolu laay def di arrangé wu ma duma ci dugga nit ki boo demee ba nangu ne jullit nga rek
yow ci nga nekk prisoner ci kaw suuf nga bala ngaa dugg aljanna prisoner in this sense ne munatuloo def dara si sa coobare waaw lu dul rek lu neex yàlla waaw xam nga prisoner dafa am time bi moo gën a ci prison bi pour dem lekka wala pour mu dem ci gym bi wala pour mu noppaleku after ñu tëjaat leen li ñoo lekka sax moom du ko decide dëgg la waaw moo tax tey su ma demee ba gis kaasi ndox ak kaasi sàngara yàlla ne ma prison na nga yow bul laal sàngara bi emal ci ndox waaw su ma demee ba waxtu julli jot ma bugg a mel ni ma mel ne du ma dem julli yàlla ne la prison la jógal nga dem julli man laa ko buggee weeru koor bu jotee dara jotuma ma bugg a lekk ci bëccëg yàlla ne déet prison na nga xaalal suma waxtu waaw waxtu mooy yàlla bu jotee ma bugg a koo def yàlla ne ma déet prison nga defal ni ma la ko waxee waxtu jaamu yàlla bu jotee ma bugg a sàggan yàlla mu ne ma déet prisoner nga sa waxtu noppalu jotagul ba soo duggee aljanna moo waral su jaam bi nangoo nekk prisoner su ko dee ñëwalee ba mu dugg aljanna ci yërmande yàlla malayka yi dañ ko jox loxo ne ko assalaamu aleykum bima sabartum fa ni'ma uqbad daar waaw malayka yi dañ koy jox loxo dañ ko nuyu comme ni ma laa nuyu waaw nuyu ma ne ko assalaamu aleykum bima sabartum fa ni'ma uqbad daar masha Allah peace be upon you for the exercise for the patience and perseverance you have exercised. What an excellent final abode. masha Allah waaw xiiwal ñeel na la nga ne ko li xew mu ne la ci muñ bi nga jël waaw what an excellent abode. lan laa doon muñ mooy nangoo nekk prisoner lan laa doon muñ mooy live my entire life as a Muslim te cey si la bokk sëy si la bokk sëy si la bokk dafa am ñu ñëwoon ci kër yonent bi ñu xeer trop si jaamu yàlla kii ñëw ne moom bëccëg bi yëpp daf ko oor bés bu nekk kii di naafila guddi bi yëpp keneen ki sax ne moom bu takkaat jabar waaw ngir rek mu natal jaamu yàlla waaw yonent bi ñëw ay sa xibaar ko loolu mu summons leen oote leen ñu teew waaw ne leen ne man maa leen gën a ragal yàlla waaye dama oor di naan dama naafila guddi di noppaleku te dama sëy ak suma jabar yi ku defut lii bokkuloo ci man an nikaahu min sunnati wa man ragibat an sunnati fa laysa minni te am na xadis bu indi loolu tamit waaw mu ne marriage life is part of my sunna whoever does not incline to my sunna is not part of me waaw ba tax na bu imam bi di xutba sax towards the last part ci xutba sëy yàlla wax daan naa jëkkër bi ñetti yoon ci biir xutba sëy ci biir xutba sëy advice na ko ñetti yoon ne ko sëñ bi mu ne ko naam mu ne ko ragalal yàlla de second one bi mu ne ko sëñ bi mu ne ko naam mu ne ko ragalal yàlla waaw bokk na ci mu ne yaa ayyuha alladina amanu taqullaha haqqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum muslimun ragal leen yàlla dëgga dëgga ragal te bu leen dee mukk lu dul ngeen jébbalu ci yàlla bu leen dee mukk waaw lu dul ngeen jébbalu ci yàlla waaw moom daal na nga fexe ba malaayka bi suy jël sa ruux bu dee jëkkër nga woon na fekk nga doon jëkkër ju baax bu dee jabar nga woon mu fekk nga doon jabar ju baax loolu la yàlla wax mu ngi ragal leen yàlla dëgga dëgga ragal kon mu ngi fàttali jëkkër bi di fàttali jabar bi ne mbir yi du caaxaande boole ci ragal yàlla yàlla demaat mu ne yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum yéen doomi aadama mu généralise ko ragal leen yàlla mu demaatul last part bi mu ne yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yéen mi góom yàlla ragal leen yàlla dëgga dëgga ragal wa qulu qawlan sadida and speak an upright speech sëy yu bari yu ko tas li ko waral mooy ñàkk a wax dëgga rek ñaaka am proper communication waaye towards the end fu yàlla di wax ne yaa ayyuha naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin wahida towards the end dafa am li yàlla wax mu ne inna allaha kaana alaykum raqiba Allah is a watcher over you laamin naam yow yaa ne tey ñu may la diw sàngam nga ne waaw dinañ la ko may de waaw te yàlla nga koo seede waaye yàlla ne laamin nga ne ko naam mu ne xamal ne am a watcher over you everything that is a requirement as a husband li la war nekk ci maa ngi laa bàyyi xel mu ne sa jabar ne o jabartu bi am a watcher over you moo tax doo forcer kenn ci néegi sëy waaw soo forcer nit ki ci néegi sëy mun na cee am lu ko neexut
waaw moo tax yow mu yaa Lamin da ngaa gis ki nga bugga nga door koo takka moom mu nangu ne bugga na la mu door laa takka su dul loolu am na ki ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne suma pa may na ma without my consent Yonent bi ne ko oyal ma sa pa ma tas sëy bi Yonent bi si boppam ne ko oyal ma sa papa ma tas sëy bi waaw jigéen bi ne ko yaa rasulallah fekk na sax ne man nangu naa ko bugga naa waa ji waaye dama ko doon wax rek pour ëllëg si biir gasama bu mu jël doomam mayee ko te jëlul consent waaw because li moo waral mooy liñ ci nama doo ko ci ñëw am because yaa ngee forcer Lamin ci ki mbugut wala nga forcer jigéen bi ci ki mbugut bu ci duggee yàlla bi nga cee ut lu ci ëppal lu mooy yàlla rek laa nekka waaw ba tax na sëy du caaxaan waaw yàlla bëggul ñu caaxaanee ko góor gi dafa am responsibility mu war cee taxaw ba mu mut sëkk jigéen ji am responsibility mu war cee taxaw ba mu mut sëkk waaw nit yàlla ko am fayda la waaw moo tax mu jël islam def ci fayda tànn yonent bi faydaal ko ku amul fayda amuloo soxla ci diina l'islam amul soxla ci yow ku amul fayda diine l'islam amul soxla ci yow waxtaan bi neex na trop waaye nag dinañ jëlee short break ñu dellu si waat si yéen ci kanam tuuti stay tuned with Interface Gambia TV ak seen Jollof Show. A date for your diary. Gambian Fashion and Exhibition Weekend. Designers are welcome to register interest. It's all about raising awareness of the fantastic work being done in our community. Award night, fashion night and exhibition of top class only. This event is sponsored by GAM Designers UK. Peace, love, unity. Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Gambia mwana, Gambia kemana, Gambia musolo lala, imaye ambejigilu ba. Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Namaray, man bëgg naa sax Namaray, wuuy Namaray, jaral na ma ko Namaray yaay moo bokk ak yaay te moo di yaay sama nijaay li ma defal fu mu ko defal ngay jël dugal ma néegu góor jàngal ma nii ñi amee sama nijaay am na dox bu dox li ma nekk xale bi moo ngi xool Yo, this one for a blessed Gambia. The more we work together, the more we celebrate. The more we come together, the more we celebrate. Come on, let's get together. There's a place I love to be. The Gambia, the Gambia. There is a land not far away, where the sea meets the shore on a golden beach, where the river flows through the forest in 1,000 creeks, a place where people smile and say hello. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome back on the Jollof Show again ngeen ànd ak man ba tey seen président Lamin Jammeh tey ma am fi Imam Gassama ak Anty Saye Jadama si topic bii nga xam ne is a very special and hot topic si Sénégambian community muy married life ma am si ñaar ñii di ñu waxtaana Imam di waxtaana ñun si wàllum l'islam bi Anty Saye moom ñu ko laaj ci wàllum aar gi. Anty Saye ñoo dégg kàddu yu rafet yooyu Imam wax. Anty Saye ñu gis na ni jamono dox na dox bi nga xam ne nii suñu yaay suñu maam yi yéen ku leen doon xool tey. waaw macha allah seen sëy seen jamono yi ngeen sëyee neex na lool. fa tabarakallahu. adduna dox na ba ngeen gis jamono yi ndax yéen a ngi préparé seen doom yu jigéen ñi. pour ñuy dugg néegi sëy. waaw bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Lamine dëgg la dinañ de loolu nag moo isi comme soo amee sa doom bu jigéen. parce que dañ ñoo wax ne ñu ne muur sa doom bu jigéen lu baax la parce que muur boobu noonu foofu lañ la waxalee àdduna waxal la sa néegi sëy soo demee ci sa néegi sëy diñ fa war a xam nga doxalee ak sa jëkkër mooy muur boobu ngeen di muur soxna ci biir këram mooy muur boobu noonu di nga gis ne dinañ la wax li nga xam ne moo gën a important mooy ne nga déggal sa jëkkër
déggal sa jëkkër. waaw nga déggal sa jëkkër nga nangu tam pour sa jëkkër élif la parce que sëy yu bari waaw sëy yu bari fi mu nekk nii ñu jigéen ñi duñ dee bugg a seen jëkkër élif lañ waaw te néeg moom foog rek nga jox jëkkëram sa jëkkër foog nga jox ko sa gidda waaw foog rek nga jox ko giddaam mu xam ne man maay kilifa néeg bi waaw because su xamee rek ne jox nga ko li nga xam ne loolu la yelloo mu nekk kilifiyaa gi ak mu mun di xew nag yow mi nekk jigéen ji da nga war a nangu sa jëkkër mu ilif la waaw waaye xam nga fi mu nekk nii jamono ji fi mu nekk nii because of comme li imam di wax nii rek mun naa see laal tuuti mooy ne lii xew fi mu nekk nii mooy ne xale yu jigéen ñi dañuy seet ne ñoom ñu ngee def seen jëkkër yaa ngee def soo dafay tax bi nga xam ne duñ la jox kilifiyaa boobu noonu waaw ci biir néegi sëy te nekkut ñëpp nag de waaw waaye comme suñ la muuree xam nga dinañ la waxal yooyu yëpp ne la soo demee sa jëkkër su amee transu sax xamal ne loolu la am yow it tam nag war ngaa mun a xam nga dimbale sa jëkkër especially si dëkk yi nekk fii fi mu nekk nii yow dangaa dem uti sa jabar tam ne moom tam dafaa dem uti soo su demee uti nag ñëw isi war na laa mun a xam nga dimbale because loolu moom fooguma ne imaam ndax loolu aay na pour nga dimbale sa jëkkër tuuti rek sax ak nu mun di doon mu mos tuuti si li nga xam ne mooy xam nga toppatoo kër gi waaw jàppale yi waaw def ci biir that's it because bu njëkk ba yow mi nekk jigéen xi ña yaa ngee wax ne man kat maa ngee dem sëyi parce que dama fa bëgg a jur ku baax njaboot bu barke waaw dama fa bëgg a jur njaboot ku barke so loolu tax na ba nga gis ne di nga jéem sa kentalaay kàttan pour déggal sa jëkkër parce que déggal sa jëkkër tam daal man si man moo gën a nekkal loo xam ne lu baax la si néegi sëy sa jëkkër xam ne moom kilifa la mu ilif la yow itam nga nangu pour mu ilif la waaw nga nangu pour mu ilif la den su ko defee di nga gis ne foofu noonu foog naa ne sa jëkkër dina la xam nga yërëm si foofu noonu yërmande dina fa waaw yërmande dafaa dox si foofu noonu waaw kon su ma ko déggee comme ni nga ko waxee kon muur boobu noonu ngeen dee muur xale yu jigéen gi daa mu sëy si biir kër ci këram waaw muur bi lu am solo muur bi dafa am solo waaw because si muur boobu noonu xam nga dinañ si jàngal xale bu jigéen bi pour su demee sëyi mu nekk jabar nekk yaay waaw xam nga dina nekk jabar nekk yaay si biir néegi sëyam waaw ba pare tam xam nga dina tam war a nangu pour mu toppatoo nekk like keera waaw si njaboot gi si njaboot waaw si njaboot gi si biir kër gi comme jëkkëram ak ay familleem yow si sa boppa say doom ak yooyu noonu yëpp waaw si muur boobu noonu yëpp foofu lañ dee xam nga mu jàngalee xale bu jigéen bi yooyu noonu yëpp waaw andi see wax na lu am solo yaa imam ndax si biir muur googu noonu fa la ñoo jàngalee jigéen gi nu mu ne doonee yaay doon keer waa imam ndax yéenaa ngi bàyyi xel jamono bi ñu nekk nii xale yu góor itam bu ñoo sëy lu tax ñuy dugg si biir sëy ndax pare nañ pour sëy ndax li mu wax nii lu am solo la si la ñoo nekk yaay si la ñoo pare pour nekk keera tamit ndax jamono bii ñu nekk nii imam xam naa ne lii lu nekk loo xam ne ne sax xam ne lu nekk la li nga xam ne nii xam nga ko yow sa bopp mooy xale yu bari léegi dañoo dugg si biir sëy ngir dañ bëgg a sëy ñooñu nan nga gisee sëy boobu noonu naka la ko lislaam di xoole ndax dañ bëgg a sëy rek ngir sëy ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a sëy pour ngir jëm yàlla waaw wala men loolu am na solo trop waaw xam nga sëy ak ñàkk a sëy nit ki di dafa defati ci kaw suuf rek sincerity is very important waaw dafa am benn waay mu dem ba di tukki dem ba ci crossroad ci diggi yoon bu bari koñ mu tasee ku mel ni anti sëy mu ne ko anti sëy mu ne ko naam mu ne ko yoon bi where is it heading to waaw su ma jëlee yoon bi fan lay fole waaw anti sëy ne ko fan ngaa dem mu ne ko xaw ma
man xaw ma fu maa dem mu ne ko kon jëlal yoon bu la neex jëlal yoon bu la neex waaw where is this road leading to where do you want to get to I don't know then choose any of the routes waaw te moo nekk si say jamono bii waaw because soo bëggee xam fi ngaa dem waaw dina yomba ñu ne la ah foo bëgg a dem nga ne Serekunda ñu ne la jaaral nii foo bëgg a dem nga ne Banjul ñu ne jaaral nii waaye yoon yaa ngi fi bëri fooy dem xaw ma fi maa dem ñu ne la jëlal fi la neex rek dem soo ba tax na foog ñu xam lan mooy sëy ban kiima la am ban solo la am ci kanami yàlla ndax sëy moom caaxaan la ndax option la ndax jaamu yàlla la ba pare suñ cee dugga naka lañ cee duggee because otherwise Alamin lii mooy isi problème si yëpp waaw lii mooy isi problème si yëpp bokk na ci problème si soo leen gisee bokk na ci ignorance daf ko dee waral ñàkk a xam ba tax na aji say li mu wax nii buñ dajalee gars yi di muuru daanaka liñ ci jëlee rek mooy advice jigéen bi moo xam lan mooy waru garab waaye tamit góor gi tam am na responsabilité waaw waaye di nga gis ne muur sax boo bàyyee xel ñeneen dinañ sëy mais after 12 years lañ ne na muur waaw so basically it's more of a tradition but then it still plays the role in trying to remind that woman as to what her responsibilities are as a married woman but then before ñu sëy sax moo tax ñu ne nga yar sa doom bala moo juddu waaw it wouldn't make sense to others naka laa yaree doom bu ñëwut mooy yow waajur bu góor bi melal ni nga war a mel waajur bu jigéen bi mel ni nga war a mel eventually bu ci doom jógee dina baax moo waral yàlla ne al baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi walladi xabusa la yaxruju illa nakida a fertile land will always have a bumper harvest but a fertile land nothing but weeds nit ñi nawet jot na yow nga sant Daabo nit ñi di dem ci tool yi pour bale tool yi yow ngay lekk rek taw bi ñëw na nit ñi dem béy yow nga dem rek jël sa gerte rek suy ko dellusiwaat nit ñi dem pour mun a séparer wheat si ak gerte bi yow nga toog rek waxtu góob su jotee yow doo am dara kay waaw ba tax na waajur bi góor bi war naa mel ni mu war a mel waajur bu jigéen bi mel ni mu war a mel bu ko defee doom ju baax génn si so the question is first and foremost sëyal with the right intention góor gi na nga nangoo sëy with the right intention jigéen bi nga nangoo sëy with the right intention moo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dafa am raison bu tax nit ki dee sëy mu ne yaa ngi takka jabar ngir rafetaayam yaa ngi takka jabar ngir alelam yaa ngi takka jabar ngir askanam waaye yaa ngi takka jabar ngir jikkoom ak diineem mu ne tànnal borom jikko ju rafet tarabat yadaaka waaw then you will be successful waaw waaye ci arab loolu lu miin tarabat yadaaka mooy sa loxo dina tilim waaye proverbe la is an idiomatical expression jamonoy arab yi si jamono jooju boo amee ay gëlëm yu bari am ay nag yu bari am ay fas yu am gàtta yu bari obviously da ngaa busy si gàtta yi sa loxo yi dafa tilim which means you are successful ku amul xar bi nga raxas di ko sanga di ko toppatoo sa loxo dina tilim waaye sa loxo ni moo gën a tilimee rek mooy ne obviously because then wealth is measured in terms of ñaata katul nga am ñaata gëlëm nga am so sa loxo bu tilimee rek mooy da nga busy with them yenente bi ne tànnal borom jikko ju rafet and vice versa bu góor gi di seet loolu ci jigéen na jigéen bi fexe ba seet loolu ci góor loolu sax dinañ ci ñëw góor gi tamit jigéen gi war naa seet loolu tamit ci góor jamono ji boo gisee xale yu jigéen ñu bari tey bu ñëw dugg si sëy dinañ sëyee ki nga xam ne ni dañ ko bëgg a gis ngir taaram dañ bëgg a sëy ngir taaram ne kii de dafa nduroo comme suma mën a jaw yi salangaar yi xaw a coofe lool sax ne xaaral ñu dugg si du dëgg waaw waaye anti sëy aada mi nga xam ne ne tey moom la jigéen ñu bari jël bëgg ko booleeg sëy bi ak lislaam noo ko gisee aada bi jël aada bëgg koo dugal si biir sëy te nga xam ne nii aada ak lislaam dafa utee imaam waaw waaye gis nañ ne léegi suñu yaay yu bari dañ jël aada bëgg koo boole si biir sëy di ko jaxase ak lislaam bi te lu tax may laajte loolu boo gisee tey dinañ la wane aada laajte na sàngam ak sàngam ak sàngam xam naa loolu dinañ ci laajaat imaam si kanam pour ñu leral ñu ko lan mooy daawu ji li nga xam ne moom la lislaam teg pour sëy kuy ñaani jabar waaw waaye aadam yu soxna yi mi te jigéen yi suñu yaay yi jël teg ko ci kaw sëy tey
waaw Lamine. waaw ma jos wax la suma dégg nag man si man. because di nga mun a wax si loo xam. waaw waaye man ay doom yu jigéen la ma yàlla may. macha allah am naa ñaar ñu sëy waaye de li ngay wax nii. man xaw ma ko. parce que dugguma si. so boobu moom dina nekkal lu doy waar su ma si bëggee wax comme rek li ma wax rek mooy ne sooy wax na nga wax si li nga xam. di nga si mën a wax lu bari sax. waaye boobu moom comme laajte yii nii man boobu moom xaw ma ko. parce que nekkut si suñ famille. waaw ñun daal su paasee la nga xam ne moo nekk xaw ma ñeneen ta trans bi ñoo laa laaj. nga dem yóbbu ko sa si say comme man suma doomi seen papa. waaw xam nga soose lañ. waaw foog naa seen aada mooy ne. loolu noonu si seen baay bu ndaw lañ ko yóbbu. waaw kooku dem séddale ko ak ay yeneen baay yu ndaw yi. yóbbu ko si jumaa ji. ñun moom loolu lañ xam. waaw wax dëgg yàlla xaw ma nag sax ndax. waaw soo gisee ma laaj loolu noonu Imam. ndax dama gis ne léegi sëy yi. soo gisee xale yu góor yu bari. ndax lii lañ ma wax la. waaw ki ma laaj la mu dunda ko. mu wax ma ko. waaw xale yu góor yu bari tey soo gisee ñemewuñ pour laajte pour pare pour sëy te bëgg nañoo sëy. liñ leen di laaj la. waaye Imam l'islam moom. lan la teg muy lu war gal li nga xam ne ni l'islam laaj na ko pour jëm. moo ko uti soxna tey. macha allah waaw xam nga condition yi diggante góor ak jigéen. comme wala ma dugg ci loolu sax aji sëy dafa wax with humility. waaw basically li mu fa wax rek ne mooy suma doom ñi. di ma leen di maye. laajtew ma loolu. waaw jéemu ma cee yokk dara. waxul kenn nag waxul kenn dem ñaari noonu de. waxul kenn dem ñaari noonu. nga gis ne comme li nga. waxtaan bi neex na trop waaye nag dinañ jëlee short break ñu dellu si waat si yéen ci kanam tuuti. There is a land not far away where the sea meets the shore on a golden beach. Where the river flows through the forest in 1,000 creeks. A place where people smile and say hello. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Peace, love, unity. Banko Yiriwandi, Gambia, na Banko Yiriwandi. Gambia wono, Gambia kemano, Gambia musolo lala. Imaye ambe jigilu ba. Banko Yiriwandi, Gambia, na Banko Yiriwandi. Namaray, man bëgg naa sax. Namaray, wowoy. Namaray, jaral na ma ko. Namaray yaay moo bokk ak yaay, te moo di yaay. Sama nijaay li ma defal fu mu ko defal ngay jël. Dugal ma néegu góor, jàngal ma nii ñuy amee. Sama nijaay am na dox bu dof. Li ma nekk xale bi moo ngi xool. Yo, this one for a blessed Gambia. The more we work together, the more we celebrate. The more we come together, the more we celebrate. Come on, let's get together. There's a place I love to be. The Gambia, the Gambia. A date for your diary. Gambian Fashion and Exhibition Weekend. Designers are welcome to register interest. It's all about raising awareness of the fantastic work being done in our community. Award night, fashion night and exhibition of top class only. This event is sponsored by GAM Designers UK. Welcome back on the Jollof Show again ngeen ànd ak man ba tey seen présenté Lamin Jammeh tey ma am fi Imam Gassama. sëy du bési sëy bi rek. waaw tey jubluwaay bi mooy góor gee jigéen gi ñu téyante ba dugg aljanna. bi ko sëy jaamu yàlla la. waaw ba tax na du one off. waaw soo ne kii dama ko adopt as a child. looking after him or her.
doo ne tey su añee rek pare naa ci moom kon soo nangoo jël jabar dangaa carry on with that responsibility ba dee fekk la fa ba tax na li nga xam ne woo ci war islam yombal na ko ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci sëy bu barke sax bi nga xam ne mbir yi yëpp dafa yomba waaw fa tabarakallah lii takka sëy yomba na tey soo gisee koo bugga mu bugga la musuta sëy ñu ne aji sëy mooy waajuram ak papa mang fa nga dem ñaani ko ñoom ñu joxe consent nga doy leen waaw criteria pour yow nga doy leen mooy ne jullit nga waaw ah imam foofu dinaa fa laal de waaw yaa dinaa ñëw kon ci boobu soo fa laal waaw imam dinaa ko laal ndax doy googu noonu ah imam waxal ba pare ma laaj waaw insha allah waaw léegi aji sëy moom doyloo na ne yow jullit nga waaw jullit nga waaw jullit nga waaw jullit nag mënut a weesu jullit waaw tey noo tagga nit ku baax soo waxut ne jullit la rek des na imam am na ku tudda Moodu mi de tudda Salaam waaw am tudda jullit waaw because Islam is not a lip service profession waaw di mbele mbele rek loolu Islam waaye moom soo ko doyee ne yow jullit nga waaw waajur yi buñ xàppee ne yow jullit nga jigéen bi musuta sëy soxla na consenti waajur lan moo tax mu soxla consenti waajur because waajur baa ko jiitu àddina dina mun a segga between what is right and what is wrong ba tax na bu ñëwee ne Lamin moo ma bugga mu gestu kan mooy Lamin am na right bi bugga nga suma doom rek yow yaay kan waaw yow yaay kan jublu wut ci dama bugg a xam fan ngaa liggéey waaye nag having said that boobu nag dinañ ko leeral imam dama bugg a xam fan ngaa liggéey goro yu bari léegi jamono yi ñu nekk nii moom dinañ laajte fan la moo liggéey lu moo def fan la faaxee ko yooyu yëpp dinañ ko laajte ndax li yëpp dinaa ko bàyyi ci biir dinañ ko laaj waaye dafa am li nga wax ci biir tam bañ ñu jaala ci mooy lu tax nga ne jigéen gi musuta sëy waaw because musuta sëy jigéen bu musuta sëy dafa soxla di consent of the parents before mu sëy kon ku sëyoon ba pare nag moom ku sëyoon ba pare mun naa ñàkk am di consent of the parents mu sëy kon ne loolu leer na gars yi waaw mun naa ñàkk di consent waaye having said that dafa mel ni tey am na lu la islam may waaye teggin tam islam tam ba tey nekku ne dafa tëj bunta bele waaw waaye soo ko defee baakaar nekku ci dafa mel ni rek ti jigéen du ñëw rek na takkama musuta sëy parents yi nanguwuñ te am nañ fuñ ko weer sëy boobu man duma ko takka su dee am nañ fuñ ko weer waaw su dee am nañ fuñ ko weer waaye suñ ko weeree fi nga xam ne foofu du weeruwaay amul any connection ak islam den loolu mun naa dem beyond the parents ñu mayee ko su dee ne amuñ fuñ ko weer waaye suñ amee fuñ ko weer nag den it can happen waaye jigéen bi nga xam ne mus naa sëy am na right pour sëy te du tàggu ci am parents ami waaye di question is lan moo ko teree tàggu parents yi because mun ngaa def loolu waaye waaw xanaa mu am lu moo nëbba unless tamit comme for exemple parents yi bañal ko ku moo seyal te wéeruñ ko fenn foofu mun naa dem sëy su boobaa nag at the end of the day li neex yàlla rek la def so ba tax na you need the consent of the parents muy wali yi ba pare at least soxla nañ ñaari witness fu ñoo takkee sëy waaye soxla nañ tam li nga ko canee dawri bi waaw loolu nag négociation la waaw négociation la mun naa bari nag jigéen bi lu mu laaj war nga ko mun a jox li jigéen kenn mënu koo jënda non waaye nag imam waaw l'islam lan la laaj si dawri ndax boo wax ne mun naa bari man awma xaalis waaw awma li ma mun a joxe ay millions very good léegi buñ ma laajoon ay millions si takk soxna nag te ma bëggoon ko mu bëgg ma waaw ngir jëmi yàlla ak yonent bi make sense waaw loolu islam daf ne laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah does not put a burden on an individual except it is something that he or she can bear yàlla si boppam moo la tegul loo antanut ci biir ne gisee and outside li tax ma ne there is no limitation to it because su amoon limit ni kon dañoo ne lii rek la ñoo joxe waaw waaye cut your coat according to your size ba tax na même islam daf ne soo takkee jigéen leyal ko ci li ngaa lekka dëkkal ko fi ngaa dëkka ak solal ko ci li ngaa sol waaw yow li ngaa lekka ak fi ngaa waaw fi ngaa lekka ak fi ngaa dëkka ak li ngaa sol sa living standard mun naa utee bu sirif te da nga am jabar sirif am jabar waaye yow fi li nga mun rek nga def waaw ba tax na biñ laa laaj tey yow mun nañ laa laaj mun ngaa joxe 100 pounds am keneen ki nga xam ne 2000 pounds la joxe
waaye loolu laajuñ nekkul ko dara. waaw waaw moom moo ko joxe waaw soo ba tax na sëy li ñoo laajte waruta tuuti bañ ko ñàkk a fay daal waaye waruñ ko baril ba teg boden ci kaw góor gi xam nga loolu rapport na yépp waruñ koo baril ba teg boden ci kaw góor gi waaw waruñ ko tuutal waaw waaye waruta tuuti tam ba duñ gis fayda bi bari na ay sëy yi ma tagga fii ñaareel sax tubaab dangaa dégg man soxlu ma dara ma ne ko du loo soxla ak loo soxlut because jigéen is priceless tookun la pour wone ko ne maa ngi laa jël as a wife accept this from me as a present as a token Omar ibnul Xataab musoon naa xutba buggal limite jigéen ñi fan lañ war a emal seen seen xaalis bi ñu leen war a jox am benn màgget jóg ne ko ne kóotal ko ci aaya woon ko ne yàlla tegu ci limite Omar bii soo xamul mu ne ko Omar mu adresse boppam ne ko màgget yi sax ñoo la gën a xam islam waaw so basically it's like is dafa relax dafa relax waaw because suñ jiitalee ne sëy jaamu yàlla la du affaire yi àddina wala affaire yi aleel ak ñu bàyyi xel li ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax kon lii yëpp dañu fi fekka because yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne képp ki nga xam ne dafa takka jabar ngir aleel rek wala jigéen bu nangoo sëy ak góor ngir aleelam rek mu ne Allah will increase you in poverty subhanallah waaw mu ne képp ku nangoo sëy ak góor ne rafetaay bi rek laa cee seet moo ma tax a jóg ji góor gi ne jigéen gi rafetaay bi rek laa cee seet mu ne yàlla will increase you in poverty. Allah will increase you in poverty. in poverty. waaw alal laa fi doon ut. yàlla will increase you in poverty. waaye rafetaay laa doon ut mu ne Allah will increase you in ugliness. waaw yàlla ñu si yàlla. waaw waaye nag ku takka. jigéen ngir yàlla ku nangoo sëy ak góor. ngir yàlla. yonente bi ne Allah will put some goodness in the man for her and some goodness in the woman for him. yàlla dina def mbaax ci góor gi pour jigéen bi. yàlla def mbaax ci jigéen bi pour góor gi. but having said that góor gi warut a ñëw rek ne acca dimbale leen ma jox leen ma jabar yonente bi ne whoever has the means. yes if you cannot stand the heat get out of the kitchen. doo dem rek ne yow man de bugg naa jabar te jullit la macha allah yonente bi ne na fekk nga mun koo yore de. waaw within your capacity. même Ali buñ dogalee pour bu takka doomu yenente bi yenente bi daf ko laaj ne ko Ali loo fi amee mu ne ko aw ma dara ya rasulallah mu ne ko xanaa suma amuri bi ak suma fas bi mu ne ko di nga nit fas bi ci battlefield bi ci jihaad waaw mu ne ko xanaa nga jaay amuri bi Seydina Ali waaw so yenente bi bëggul mu amee ko noonu free Ousmane radiyallahu anhu moo ñëw jënd ko 400 dirham waaw mu ne ko waaw jamono yooyu mu ne ko Ali jaay ma jaay ma sa amuri bi mu jaay ko 400 dirham loolu la Ali use canee ko Fatima waaw bi mu ko canee ñu takka sëy bi ba pare Ousmane jógee waat ci koona bi ne ko Ali mu ne ko naam mu ne ko am amuri bi as a present from me ñu jàngee ci ne ñaxaam la takkee Fatima waaw ba buñ demee pour jéggal Fatima ñu ne comme obviously soo demee pour jébbal jabar groupe ay dem groupe bi agsi joxe gannaaw rek Fatima commencé di jooy Ali ne ko yow doomi yonente bi Fatima mu ne ko lu xew lu waral jooy yi sëy bii ñu takka suma digganteeg yow xanaa daf la gënalut bu dee loolu la Fatima ma jéggal la doomi yonente bi di jooy suma kanam te mar war ko koo teg wala ndax Fatima poverty boo gis ci man obviously ko amul loo canee jabar comme kooku bul expect anything ci néegi sëy bi mu ne ko is it due to the poverty because buñ ko gisee ci biir néegi sëy bi Fatima gis na ne the entire house is empty dem des benn der so su ma ne the entire house is empty yow jàppal sa bopp as a woman te nag ñu bàyyi xel ne Fatima is one of the best women ever then now and always ba tax na jigéen war naa def Fatima royuwaay ñeenti jigéen lañ wax ne ñoo gën ci jigéen ñi ñëpp waaw mooy jabari Firawn laanatullah ali Asiya kooku dafa bokk ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jabari yonente bi Khadija ci la bokka yaayi Isa ibnu Maryam mooy Maryam ci la bokka Fatima doomi yonente bi these are the best women but all of these four have two in common. They were either wives or mothers. Either wives
or mothers. Either wives or mothers. Asiya moom moo yar Moussa ñu jàppee ne mooy yaayi Moussa. Yaayi Moussa waaw. Mariam mooy yaayi Isa. Isa. Khadija mooy yaayi Fatima. Fatima mooy yaayi Hussein and Hassan. te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Fatima mooy jiiti jigéeni in janna. Allahu akbar. Hussein ak Hassan. ñooñu ñooy nekk di noble children of janna. comme nga ne soo ne prince of janna. Hussein ak Hassan la. so mbaax yooyu noonu yàlla boole ci ñi yëpp. Fatima nag laaj Ali laaj ko naka ndax loolu la. bu dee is due to poverty man dinaa la may sa baat. bu dee is due to the fact ne dañ is an arranged marriage waaye bugguloo ko. ma jéggal la mu ne ko Ali mu ne ko lépp taxut lépp ci yi nga wax nii taxut. mu ne ko li ma tax a jooy mooy groupe am fa ici pour jébbal ma. su ma jëkkër. groupe bi dem rek bàyyi ma fi maa yow. su ma xeru sori. mu ne ko fu mu dem mu ne ko ci bàmmeel bi. ni ma groupe isee noonu la ma groupe di yóbboo ci bàmmeel bàyyi ma fa man loolu lay xalaat moo waral ma jooy. kon gis nga loolu leerlaat ko. ndax ñi ñoo seetaan nga déglu place boobu noonu. waaw soxna Fatimata bintu ya Rasulullah di soxna Ali. groupe ko indi. jébbal ko jëkkëram muy Seydina Ali. muy jooy. noonu dellu. rongoñam tuuru. borom këram laaj ko. imaam leeralal foofu. ndax ñi seetaan dañ war a déglu foofu. mu ne ko looy jooy. waaw mu ne ko ne. groupe ba ma isi ñëw jébbal ma suma jëkkër. ñëpp dem bàyyi ma fi man kenn na suma xeru sori. dem ci bés bi ma ñëpp di yóbbu ci bàmmeel groupe maa yóbbu ci bàmmeel bàyyi ma fa man kenn maag suma jëf man loolu laay xalaat di jooy. kon dafa mel ni ñun kon dafa mel d'accord nañ ne kon Ani tànn na fu mu war a tànn. waaw Ani tànn na fi mu war a tànn. because soo tànnee jigéen yow góor gi ak jigéen bi. moo tax ma ne the first thing that you need to think about is the intention ban éene moo tax ngay ut jabar ak ban éene moo tax jigéen bi di sëy ak góor gi. having said ne ku tànn jabar because of rafetaayam wala jëkkër because of rafetaayam yooyu yëpp mun na cee bokka seetal jabar bu rafet bu taaru waaw jabar bu am seetal lii yëpp waaye na fekk ne li si jiitu mooy diine yow jigéen bi sooy ut li nga bugga ci góor as far as the physical appearance is concerned seetal loolu yëpp waaye loolu yëpp su amee su diine amul bàyyil su diine amul bàyyil waaw alal bi su ko amee diine amul bàyyil na fekk ne alal bi bu mu la tax a jóg because tey yàlla pare na démba du tey waaw nit ku nekk yàlla bind na sa wërsëg bala ngaa juddu te dama dee wax sax ne képp ku yaakaar ne man suma wërsëg si suma jëkkër lépp laa juddoo laa jógee dafa mel ni yow miñ wax ne sa life mu ngi depend ci this glass of water fu moo jeexee rek nga dee is an option waaye nag am nga another option géej ji àddina yëpp nga faa naan fekk nga cuddoo dee ban ngaa jël géej ji àddina waaw ku yaakaar ne man suma wërsëg suma jëkkër la laa jógee yow da nga yaakaar ne yow ci glace bi rek ngay em imam sa kàddu rafet na ak di say ñëw dégg wax yooyu noonu imam wax leeral yi mu fa leeral si diggante soxna Fatima ak borom këram muy Seydina Ali yàbb yu ñu gis na ni xale yu jigéen ñi dañoo compare seen life trop jamono yi dem na ba seen biir néegi sëy yow naka nga gisee jamono sëy yi jamono yi ak jamono yooyu ngeen doon sëy yéen ndax xale yu jigéen ñi léegi dañoo compare seen life sax ak seen xarit yi si biir néegi sëy waaw because di nga gis ne ñun suñ time dañ amoon kilifa dañu am kilifa di dégg waxi kilifa loolu comme dañ am état néegi sëy dafa war a am état bi mooy ne nga boole si sa kilifa yi ba nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel fu nekk nga may leen ko nga may leen chance bu boobu noonu pour ñu di la bàyyi xel ba nga xam ne su dara xewee si sa diggante ak sa néegi ak sa jëkkër si biir sëy bi ñoom xam nga dinañ si mun a wax suñ si waxee loolu yëpp ñu ngi leen a xam nga jéem pour ñu dimbale leen yéen ñaar wante su fekkee nag ne fi mu nekk nii kilifa yi amatuñ dat chance si seen doom yi daf dee métti torop daal pour ñoom ñaar si biir néeg bi waaw baax na pour ñu boole si kilifa yi boole si mbokka gi nga xam ne su dara xewee even man sax mun naa ñàkk a yëg sax man mi yaay o man mi papa o keneen wante sa nijaayang fa sa tàntaang fa ñooñu ñëpp xam nga dinañ bokka si sëy bi ñu di leen bàyyi xel su dara xewee
nga gis koo xam ne dina am cofeel si yéen ñëpp daal pour ñëw waxtaan ak yow waxal la. mun a def maanaam doom nga dégg waaw nga dégg. waaye nag fi mu nekk nii pour dégg bi. moo nekk problème bi. waaw si jamono ji fi mu nekk nii waaw pour xale yi dégg loolu problème bu rëy la pour ñoom. waaye ndax am tamit soo ko xoolee tey jamono yi xale yi ñu bari soo gisee bëgguñoo dugal kilifa yi. seen biir sëy. parce que ñu bari dañ naan ne seen kilifa yee yàq seen sëy yi. surtout comme xale yu jigéen yi. waaw ñu bari dañoo wax ne seen goro yi. Imaam xam naa di nga dégg lii. waaw seen goro yi ñoo tas seen sëy yi. te loolu am naa si question boo xam ne sax dinaa la ko laajoo Imaam. waaye comme foofu noonu tax na ba xale yu jigéen yi tamit du ñoo am sañ-sañ. mais te dañoo ragal. ndax di nga gis koo xam ne dugg na si Lamin. waaye moom xelam yëpp. mu ngi tegu si goroom yi lu ñoo wax si moom ngir naan Lamin nga dafaa jël ayalam yëpp di ko jox soxnaam si. loolu noonu ba dina tax ba ñoom ñuy compare seen laaj ak ñeneen ak ñeneen. kon foofu laa doon laajte. waaw foofu tam di nga gis ne ñoom itam. comme ni nga ko waxee rek problème la daal pour ñun mi nekk jigéen. waaw ñun mi nekk jigéen problème la pour ñun si suñ goro yi daal. waaw because di nga gis ne xawma daal naka la ko yàlla doxalee daal si loolu wante métti na lool. métti na lool si xale yu jigéen yi. te foog naa ne comme si ni ma la ko waxee woon rek si beginning bi mooy ne xale bu jigéen bi dinañ ko jéemantal naka laa toogee si néegi sëyam. xam nga naka laa mu nangoo nekk jabar nekk yaay nekk tam bépp passé foofu noonu sax. wante xale bu góor bi moom si boppam. because of yaay ji ni mu ko buggee so dafa tax ba su amee sax xam nga jabar mu ñëw sëy si nekkut ñëpp waaye benn tey am na ñoo xam ne ñoom benn tey ñu ngi nekk comme like baby. waaw si seen waaw. seen doom yi taxaleen ba buñ sëyee. ba suñ sëyee. so daf day isi problème ay fi fiiraange. si diggante yow mi jabar ji. ak doom ji. soo moo tax ba nga gis ne xale yu jigéen yu bari. daf day nekk problème pour ñoom. waaw daf day nekk problème pour ñoom. loolu de wax googu leer na te rafet na trop Imaam problème bu garaaw am na si Gambian community surtout si sëy problème bi mooy lan mooy bénéfice yi nga xam ne nii moom la ñoo am si government. Imaam sëy yu bay tas nañ si biir dëkk bi xam naa umpale wala si bénéfice yi ñoo ko tas. te man dama dee wax ne keroog maa ngi waxtaan nit mën na ko bénéfice yi ñu ko jël muy jigéen gi muy góor gi maanaam jëkkër gi mbite jabar bi bu ñu koo jël di ko lekkuñ di law lu tax ma wax loolu Imaam mooy ndax alal googu ne naam de government bii di la ko jox muy 80 pounds bi te 60 pounds bi te 100 pounds yaa xam ñaata la dañ la ko jox ngir xale yi booy ko muus surtout maa naka la dëkk bi di doxee nii ak nu mu seeree nii ëllëg si biir nga bëgg sa doom yi jàng fii bañ dem université level war ngay na mën a dencal xaalis boobu dinañ ko séewal waaye Imaam lan mooy sa xalaat ci góor yi nga xam ne dañoo xëccoog seen jabar yi si bénéfice yi di leen government di leen jox si dëkk bi waaw laajte bi am na solo Lamin daanaka sañ naa mun a wax ne caalit la rek. waaw caalit la. because tey bala nga xalaat bonus xalaata ndax li ma war a am doy na ma in the first place. waaw because benefit bonus lañ ko wooyee soo gisee wax bi coow li bari fii yëpp. fii la ndax di nga claim benefit Gambia. exactly so ba tax na nit ki bul di tënk sa wërsëg. waaw bul di tënk sa wërsëg. waaw tey comme Aji Sey waxoon na ko ci commencement bi. góor dafa am responsibility ci néegi sëy. waaw moo tax yonent bi ne soo amee di means. waaw mooy ne yaa ko war a dëkkal ko in other words food shelter and clothing. yow la war góor gi jëmale jigéen bi. jigéen bi toog ci biir kër gi. sëyal la sëy bu rafet toppatool la sa njaboot toppatool la sa property safeguard her chastity provided yow it génn nga pour dem toppatoo pour li moo lekka fi moo dëkka everything in other words nekkal jaami jigéen bi nga génn dem ci biti dem liggéey ñëw yow góor gi waaw waaye ñu nekk in a situation bi nga xam ne góor gi su nangoo jabaram pour mu dem liggéey nangul na ko alaaw naa la pour nga dem ba tey loolu taxul góor gi am right ci alali jigéen bi waaye jigéen bi war naa mun a xam ne
li nga xam ne moo ma war yéen suma jëkkër wàcceel na ma ko because islam daf ne bu ma génn ci kër gi islam daf ne ma toog yar suma doom yi sëy bu rafet ma nekk ci biir kër gi di safeguard every property and my chastity for my husband waaye léegi nangul na ma pour ma génn di jàng naa bi am suma degree liggéey bi ma am sax mooy génn bosam moom may na ma pour ma génn pour ma dem so having said that na jigéen bi moo war a mun a réaliser ne once man li nga xam ne teg nañ ma ko wàccee na ma ko léegi man pare naa pour jàppale ko waaw dafa mel ni ku nekk am na waru galam jigéen bi su jàppalee jëkkëram fa lillahi alhamd su ko jàppalewul nag waruta nekk an issue because waruta nekk an issue waaye jëkkër bi ba tey am na right kon mu ne ko kon toogal jarut liggéey man I will do everything ci kaw mu mun ko nag kan ci noonu waaw li ma wax foofu mooy ne tey jigéen bi ne du ma la jox 1p nga ne ko léegi toogal ci biir kër gi man dinaa def everything moom it war naa mun a nangu loolu because loolu mooy responsibility waaye soo leen agree because there should be that mutual love and understanding seen diggante bi nga xam ne da ngeen di jàppalante ba kenn du yëg ne there is an issue ba pare soo fasee éene takka jabar bii ba dee separate leen li nga am war nga koo éene sa jabar yonente bi ne the best among you is the best with his family or wives and I'm the best among you because I'm the best with them léegi li nga am pour joxe ko nañ jàpp ne jox nga sa jabar dara pour mu sol wala pour mu lekka wala dëkkuwaay wala nga def ko sa biir njaboot xamal ne gannaaw bi nga ko defee as a responsibility sarax nga génnee sax teg ci kaw loolu waaw dafa mel ni double reward nga am so fa tabarakallah soo amee any money to spend on a good cause it cannot be better than spending on your family ba tax na waruta nekk an issue so coming to the question of benefits waaw benefits yi pour xale yi la waaye doo ko seetloo su dee dëgga ñu ngee look suñu after our children the way we should be benefits yi doyut waaw ba tax na su ñëwee na em si xale yi gannaaw bu mu ci emee ñu yokkali war a dem ci xale yi rek waaye liñ laa jox sax doyut xale yi in terms of food shelter and clothing and their demands so ba tax na góor nag moom warut a teg xelam ci benefit waaw I mean am an example maa ngi man xaw ma ban benefit la suma jabooti dee am xaw ma ko I don't even know ndax 1p la ndax 10p la musuma koo xam musuma koo laajte musuma koo lijjanti aw ma ci soxla te bëgguloo koo xam bëgguma koo xam bëgguma xam sax ndax mu ngee dem ci njaboot bi fa tabarakallah mu ngee dem foofu waaye bëgguma xam sax ne mu ngi faa dem man I have a responsibility as a husband to take care of my wife and my children loolu suma responsibility la léegi ñoom suñ ñëwee out of their comfort zone ne dinañ ma help why not boobu mun nga ko accept why not go and fight with your wife just because of the little change déedéet waaw mu ngi am because am na issues yu bari ci biir léegi sëy toog naa ci wax naa ci lii moo ko waral sometimes sax li dee happen mooy du ci ak génn sax ne dañ laa tere benefit bi waaye because yaa ngi ko amee léegi ñu ne that's it du ma la joxaat tous because of loolu léegi su ma la waree jox 100 yow yaa ngi aan 50 benn tey man xaw ma li ci nekka maa ngi jàpp ne yaa ngi am àddina li ci biiram 100 bi sax doo ko amati waaw dinaa dem bi yoon ñàkk laa jox 100 because maa ngi jàpp ne loolu la so prior to loolu noonu yëpp yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom dafa am benn xariti yàlla ak taalibeem mu jàng ci moom 34 years gannaaw bi mu jàngoo ci moom ba pare mu ne ko 34 years mu bugga ko eewi mu ne ko ban njëriñ nga am ci man waaw gannaaw bi ma la jàngalee fo 34 years bugga la eewi mu ne ko sëñ bi 7 lessons rek laa jàngal mu ne ko seebi rek la jàng sëriñ bi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy loolu musiba la te ci foo yeesoo juróom-ñaari yëf waaw waxtu bi nag weñuñu ko te jotaay bi mayuñu ko waaye ma jël ci benn rek mu ne jàng naa ne yàlla subhanahu wa taala moom mooy wërsëgal waaw yàlla subhanahu wa taala moom mooy wërsëgal waaw te fekk maa ngi dunda rek dinaa am suma wërsëg ba tax na man suma wërsëg yàlla laa ko laaj du ma ko laaj jaam waaw
sa jëkkër la waaye sa nawle la sa jabar la waaye sa nawle la moo tax at the beginning ma ne we need to get to this matrimonial life with the right intention. The right intention is pleasing Allah. That's it. ba pare gannaaw bi nga nangoo sëy ak jigéen mu doon sa jabar nga nangoo sëy ak góor gi mu doon sa jabar before ngeen sëy before ñu ooye la a husband ak before ñu ooye ko a wife something moo fa jiitu mooy ne kii nit la comme yow bu dee góor la sa brother la bu dee jigéen la sa jigéen la te yooyu yàlla ne ci Quran innamal mu'minuna ikhwa believers are one single brotherhood fa aslihu bayna akhawaykum make reconciliation between your brothers kii léegi man bala maa seek Lamin suma brother la dama ko war a jox aham yépp en tant que jullit bala maa seek jigéen bi suma sister la dama ko war a jox aham yépp en tant que jullit soo xamut nu ñoo joxee aaxa seetal jigéen bu la gën a joxe aaxa bi nga ko dee jox yow moo xam sa yaay la moo xam sa sista la comme munti di doon ki la gën a jege aaxa bi nga ko jox ko jigéen bi nga ooyee sa jabar yow yi mi jigéen bi góor yi nga fa ne moo la gën a jege aaxa bi nga ko jox su dee sappa la su dee sa raka la su dee sa doom bu góor la su dee sa mag la aaxa yooyu yëpp jox ko sa jëkkër waaw mu nekk ku nekk let's meet at equilibrium góor ak jigéen ku nekk def effort am tey right now na jigéen bi wax ne duma xaar suma jabar duma xaar suma jëkkër gi ne man duma xaar suma jabar ba pare ñu éene bu rafet ne jaamu yàlla bii nii li naka sëy bii nii yàlla ñu tax a jóg de because it goes without saying dafay neex sax waaw it goes without saying ne néegi sëy bi dina naxari now and again mun naa fluctuate up and down léegi lan mooy nekk suñ lan moo ñoo jox courage lan moo ñoo jox di commitment lan moo ñoo jox di endurance lan moo ñoo what's going to keep us within this matrimonial home mooy jiital yàlla rek dafa am benn waay ku ñaaw ni man mu sëy ak jigéen bi nga xam ne rafet na ba jéggi dayo waa ji góomewul jigéen bi saa su ko gisee rek moom dafa kontaan di smile rek teg ci alhamdulillah yu dul jeex sant yàlla waaw all the time benn bis mu xool jabaram kontaan bég appreciate sant yàlla rek jabaram xool ko ne ko sëñ bi mu ne ko naam mun na ko yow ak man yëpp aljana lañ jëm Allahu akbar mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko man dama am natu yow nga am xiiwa mu ne ko ci naka mu ne ko man yàlla daf ma natoo góor bu ñaaw yàlla xam na ne mënuma laa staan waaye muñ moo tax ma toog ci biir sëy bi muñ la de waaw man moom dafa am natu moom xew because ku ñaaw jëkkër gi moom masha Allah ñaaw na comme suma mën a xool mu comme man rek comme suma mën a jëbi ñaaw na masha Allah so mu ne ko man suma natu mooy yow you're very ugly waaye I exercise patience and I want to be the best wife for you waaye yow da nga am xiiwal because pour yow man am the most beautiful woman and you appreciate that so much ba yow sa buñiraa de njëkk a gis su ma la gisee li te yàlla ne ku sant yàlla aljana nga jëm ku muñ aljana nga jëm ñu ñaar yëpp aljana lañ jëm ku sant yàlla aljana nga jëm ku muñ aljana nga jëm andi say ba tey bénéfice yi tas na kër yi andi say nan nga gisee jigéen ñi nga xam ne nii tasum bénéfice yi di tas kër yi jël nañ ko jëf ko wéppoon ba di daaxa seen jëkkër yi seen biir kër yi noonu noo ko gisee waaw mu ngi nii de lii de moom lu doy waar la nag lu doy waar la definitely because benefit si moom comme ni ko imaam waxee rek mun naa nekk sax loo xam ne dafa nekk pour sutura rek waaw waaye mu nekk nag loo xam ne njaboot gi ñoo ko moom sax du ñaari parents si ñoom ñoo ko moom si njaboot gi la war a dem njaboot gi comme ni ko imaam waxee am na si ñu muus ñoo xam ne dañ ko dee am fuñ koy denca pour xale yi ëllëg si biir suñ demee ba mag ñu jàppale leen si waaw sa jëkkër moom foog mu jox la am na yenn jëkkër yoo xam ne dañ am xel seetuñ loolu sax comme ni ko imaam waxee moom waaw moom xamut sax naka la ak ñaata la ñoo am sax moom mosu koo gis dégg nga ma am na ñu bari ñu mel noonu waaye imaam ñu wax la tey ne la am na yoo xam nga am na ñu bari ñoo xam ne dañuy si xeex di si xuloo comme si ni nga ko waxee waaw
tas na kër yu bari. tas na kër yu bare waaw waaye yëpp rek comme ni ñu ko waxee rek mooy ne si yar bi la. imaam wax na loolu biñ dooree ees. yar bi dafa important trop si njaboot. parce que njaboot soo ko yaree nit ki soo dee jigéen oo ngay góor yëpp a si em nag ku nekka soo dee jigéen dañ ne ku nampa teen sa ndey waaye góor itam xale bu góor daf daan bàyyi xel papaam naka la toogee si biir néeg bi ak yaayam xale bu góor boobu noonu moom itam su demee ba sëy di same thing lay def moom itam di same thing lay def dina fàttaleku papaam naka la toogee woon ak yaayam si biir néeg bi moom itam noonu laa jàppee xam nga jabaram si biir néeg bi waaw moo tax pour ñu yar la yar bu am solo dafa baax torop wante daal comme si bénéfice bi nga wax nii tas na àdduna si waaw du fii rek sax waaw waaye su ma ne àdduna si yëpp rek tas na leen waaw dem na Amérique dem na fu nekk fu nekk la dem ndax lii moom weesu na bénéfice imaam jigéen bi bañal seen jëkkër yi sëy laa wax de ñii bañal seen jëkkër yi sëy si biir néegi sëy imaam lan la lislaam wax si jigéen yooyu ok waaw bala maa ñëw si loolu sax doon ñambaas rek ci li aji sëy doon wax ba tey si affaire yi dafa am benn feebar bi nga xam ne feebar boobu mooy xiccan ba dugal ko safara subhanallah yal nañ ci yàlla musal amiin yal nañ ci yàlla musal waaw nit ki nag balil insaanu ala nafsihi basira doomi aadama is a judge to himself moom xam na boppam waaw yow yaay seet ndax man feebar boobu mu ngi ci man la nekkul ci man loolu mooy nay waaw yàlla ñu si yàlla bëggul ku nay ku nay du sol yi ku nay du sol lu rafet yàlla buy seeda sax ku nay because yàlla dafa wax ci hadisu qudsi mu ne I deal with my servant according to his expectations of me and I am with him when he remembers me. If he remembers me in his heart, I remember him in my heart. If he remembers me in a gathering, I remember him in a better and nobler gathering. If he comes towards me a palm's length, I go towards him a cubit's length. If he comes towards me a cubit's length, I go towards him an arm's length. If he walks towards me, I run unto him. So ci gàttal rek yàlla ne maa ngi jëflanteeg suma jaam bi moom moom ni mu expect ci man waaw so ku nay dafa jàpp ne yàlla will not provide moom dafa jàpp ne yàlla moom lii óorul de suma account ñaata fa nekka cowards they die many times before their death waaw am na ki nga xam ne amul dara but he's ready to part with everything am na ki nga xam ne 10 pounds bu ko réeree bés boobu noonu soo tasee moom du xam waaw so fa tabarakallah nay boobu dafa tax yàlla téye loxoom te nay affaire seytaan la yàlla ne ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha seytaan moo leen a threaten with poverty mu ne na threaten with poverty waaye yàlla mu ne man maa leen promise what grace and forgiveness ba tax na so sey dañ ne jiom mi ngi ka bori wo buka noo maanaam si olof ndox buy daw du tilim waaw ba tax na waaw alal bi suy dem waaw suy dem rek yàlla daf ko replenish yàlla ñoo Quran bi bu ko yàlla ubbee sax ñooñu la tagga suura Bakara alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم imaam jigéen ñi bañal seen borom kër yi ci biir néegi sëy waaw loolu affaire la because tey yaa ngi takka jabar bi nga takka sa jabar wala jigéen gi di dem see góor gi da nga fekk góor gi soo demee doo gis kenn kuy dem ne la maa ngi uti jëkkër ñu ne la kan ngaay ut nga ne ko ku ki nga xam ne daraam baaxut mu ngi sor sagar wérut amut fu mu dëkka homeless moom laay ut and vice versa
soo booy sëy ak sa jëkkër yaa ngi fekka mu ngi doon lekka ba suur yaa ngi fekka mu ngi solu yaa ngi fekka xëy na he has a roof over himself above him so that is more of the rule than it is the exception booy ut jigéen tam fekka nga soo demee ba appreciate ko moom kon daf daan lekka ba suur di daan ba mandi kon li tax ñu ne léegi sëy du lekka solu ak am roof over your head rek waaw yàlla ne dama bugga ngeen koppuleet ngeen am njaboot moo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su nit ki di jotee jabaram ci kaw lal dañ ko bindal tiyaabo saxaaba mi ne ko yaa rasulallah ci bànneex sax mu ne xam nga bànneex boobu ngay def ci kaw lal nga cee am tiyaabo mu ne xam nga mun nga koo def ci kaw lal te nekkut sa jabar nga am ci baakaar mu ne waaw mu ne soo ci mu ne amee baakaar noonu nga cee mun a amee tiyaabo kon borom kër buy sëy soxna maanaam yàlla si boppam moo laa bindal dañ laa bindal tiyaabo ba pare because sëy du caaxaan jaamu yàlla la waaw jaamu yàlla nag noo ko munti di defee rek waaw tey xar ñi nga xam ne ñoom animal activiste lañ duñ nangu nga rey xar waaye yàlla daf leen faale to parce que booy rendi xar yàlla ne bu deret bi du tuure rek man maa ngi ko appreciate so am na yenn jaamu yàlla yi nga xam ne make good sense to some people terewut koo nekk jaamu yàlla ak out of ignorance la rek am na ñu ne because xar bi dafa am life that's why I'm a vegetarian léegi kon fa am nañ ne taati garab yi sax am nañ life te nga bañ a lekk vegetables waaw kon yow réyal sa bopp rek because loo fi laal rek am na life yàlla ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lu nekk ci kaw suuf lu dul ñu ngi saabal yàlla yéen a ko xamul rek yàlla dafa bind jaam ñun suñ bopp lañ xam waaye laa ya'lamu junuuda rabbika illa hu no one knows the army of your Lord except him li ci nëbbu ak li feeñ yàlla rek a ko xam so going back to that one su jigéen bañee because there is a fine line diggante bañ and vice versa nag jigéen mun naa bañ góor ga ba mun naa bañ bu jigéen bañee doo imaam xam nga góor gi mun naa bañ loolu it's difficult pour nga gis góor gu bañ waaye su dee am na bu dee kenn la sax al amin bu bañee it waaw mu doon ne dafa feebar mbi tey amul kàttan ni mu ko defee waaw jigéen bi tam waaye jigéen moom dina bañ ba tëdda si suuf waaw léegi ndax li ma laa wax nii waaw ku ko dund moo ma ko wax waaw loolu dëgg la mu ne ma the reason of me moom maanaam moom the reason muy sàccam maanaam di def naka su dul noonu laaj na ma sa benn man lan la ma si lislaam digal mën na ko ba tey rek yaa ngi tooñ borom bi yaa ngi tooñ sa boppa di tooñ sa soxna waaw loolu tamit la bañ googu jigéen yi di leen bañal seen ci boñal seen borom kër yi ci biir néeg si loolu dafa war a leer di anticiper dañ ko war a leeral ndax lii jigéen yi ñu ngi koo def te xamuñ ne ni yàlla rëbal na leen malaaka yi rëbal na ni yonent bi rëbal ndax am na xadis bu wàcce si doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Fatima waaw bu mu jotee borom këram yaa ñu ko gën a xam leeral ñu ko waaw te boobu sax du jotee sax ci kaw lal comme dafa mel ni disagreement rek waaw waaye bi mu demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bu la jéggalu toon du ma la jiite su la jéggalu toon su la fa dee fekkee du ma la jiite te what is more serious than loolu mooy sa jëkkër sàkku la ci kaw lal nga bañ without reason foofu nag duñ ci sori waaw because jigéen bu am reason moo tax ma ne la waxoon naa ko fi ma ne bal insaanu ala nafsihi basira nit ki moo xam boppam tey góor gi mun naa insist jigéen bi am reason am ne munut te fekk munut waaye boobu nag des na digganteem ak yàlla moom des na nag ci jigéen boobu mu xam ne su dee bañ naa te awma reason toskare ñeel na ma waaw góor gi ndaam munta justify ne su ma jabar bañal na ma rek moo tax maay mooy déedéet bàyyi ko nga uti keneen su dee bëggut li nga xam ne moo seeka sëy bi su loolu munta am lan moo tax ngay bañ obviously nga nangul ko nag yow it because yow doo mun a wax ne every time yow jigéen bi su la sa jëkkër soxlee yow it yow góor gi su la sa jabar soxlee yow it dang dee pare mun nga am reason bi nga xam ne yàlla dogal na ne xëy na for whatever reason waaye is justifiable sa diggante yàlla du wax bu neex de mun ngaa bañal jigéen bi fekk yàlla xam na ne amuloo reason mun ngaa bañal góor gi fekk xam na ne yàlla xam na ne amuloo reason su yàlla xamee ne li nga wax dégguwut ci yow nag fàttalekul liñ la wax bi ñoo takka sëy bi inna allaha kaana alaykum raqiba Allah ne am a watcher over you so you're lying to your husband you can't lie to me you're lying to your wife you can't lie to me so ñëpp ñooy dance to di tune boobu noonu ñu war a dance dégga ko rek moom yàlla nañ ci yàlla musal saka xam du yàlla gis nga tey nit ki waruta xeeb bàkkaar waaw lan moo tax because ki nga jëflanteel jomba na pour nga xeebal ko bàkkaar waaw
yàlla rëy na torop pour nga xeebal ko bàkkaar. Don't think about the fact that this is a minor sin, but think about the greatness of the Lord that is being disobeyed. waaw yàlla bi ngay wéet. waaw gis nga seytaan ci biir géej la dëkka. waaw ngoon bu nekk dafa ne gaay acca kaay leen werse. am ku ñëw ne ko seytaan mu ne ko naam mu ne ko tey man I led a delegation, I deviated them bañ rob a bank ñu jëlee ci 1 billion pounds. mu ne ko jàmbaar nga 1 billion pounds waaw wala 50 billion pounds mu ne ko jàmbaar nga mu ne ko waaw. keneen ñëw mu ne ko seytaan mu ne ko naam mu ne ko tey man lii laa achieve ku ñëw rek mu jox la mu congratulate la. am ku ñëw mu ne ko sëñ bi mu ne ko naam mu ne ko man tey dama tas sëy mu ne ko nga ne mu ne ko dama tas sëy mu ne ko benn mbaxana buur laa fi am waaw te kenn mérité wu ko lu dul yow am ma solal la ko. maanaam wax googu mu ne ko dama tas sëy. jëf bi mu def mooy waaw pour wane how serious a crime that is. waaw so dafa mel ni su doon ne yàlla am na choice. wala yàlla am na lu moo bañ ak lu mu dul bañ. wala yàlla ñu ne he is in a tight situation. which is never the case. Allahu azza wa jalla but su loolu doon am dañoo ne kon yàlla du ko doon gënal say tas. waaw sëy gu tas googu noonu imaam wax ba tey anti sëy. waxtaan bi neex na trop. te moom nañ nga xalaat pour dog ko sa waa di nga ko doon dañoo continuer waxtaan bi rek. waaw suñu doom yi. ci biir dëkk bi. imaam lii umpale wu leen ko. xale yaa ngee màgga xale yaa ngee nekk ay criminel lu ko waral ay sëy yu tas. anti sëy ban advice nga am pour jox jigéen ñi ak ndaw yi seetaan Interface Gambia surtout maa nag soo bii di Jolof Show ndax dañ fas yéene imaam bu ñu yàlla mayee kàttan ak man. ñu laa am ñuy waxtaanee yow si karaama yu ñu ko munee. muy soose ndax soose laa. waaw muy angale ndax dégg nañ angale alhamdulilah. waaye anti sëy ban advice nga am ndax suñu doom yaa ngee maaga ñu ngi fay nekk ay problématique. président yaa ngee jël xale yi di leen achieve di leen dugal ci biir xale yi génn wàll bi yëpp ñu ngi demoon di wrong way. yan advice ngay am. ndax amoon na jamono benn audio bu doon dem viral. benn jigéen buy sosal jëkkëram. di war doomam yi saaga jëkkëram. xale yooyu te amuñ faare fii ko seen biir. tu dégg donc te doom dafa nekkal li nga xam ne ay li yàlla la. ban advice ndax doom gu baax. nañ wax ne ne jigéen a koo jur. waaye nag loo ko juree ak naa ban advice nga am pour jox xale yi tey nga xam ne ñu ngi ci biir bu mu sëy. nekk si néegi sëy. pour seen xale yi waaw. waaw. dama bëggoon a lifin tuuti rek sànni tuuti rek si affaire yi. jigéen ñi nga wax ne waaw tuuti rek nag ci loolu njëkk ma soog a ñëw mooy rek ne advice bi ma am pour wax leen rek ne leen buñ ko def parce que baaxut kenn du bañal sa jëkkër ak lu métti muñal waaye daal bu leen ko def yéen jigéen ñi loolu laa am pour advice leen man gis naa ko so mu ne du Gambien du Sénégalais mu ne son jabaram daf ko daan laaj xaalis imaam dafa ñaaw yu fi dof rek la waaw daf ko daan laaj xaalis du Gambien du Sénégalais moo ubbi gémmiñam wax ma ko ne ma man moom dafa mu ne ma brother I've got a very good reason why I do what I'm doing mu ne ma whenever I needed my wife she will ask me money she will ask me because tamit si dëkk lu wàlle ne te we know very well a couple of years ago it has been a law in this country if you have time with your wife without her consent it will be seen as problème waaw problème la so li ne tax yëpp lañ dee xam waaw te xale jigéen ñi xam nañ loolu léegi ñu ngi ko use as a weapon si kaw jëkkër yi loolu dëgg la waaye advice bi nga xam ne di nga leen ko mën a jox bi nga xam ne nii ñoom mën nañ laa dégg ndax comme ni ma wax la macha allah fa tabarakallah ñëpp xam ne si community bi loolu tax ma choose la si faux show bii nii nga xam ne ma ngi ko jël def ko pour li nga xam ne jubluwuñ si dara nag mooy dañ fi bëgg di waxtaane ay topics yi nga xam ne nii lépp loo xam ne lu jëmale Gambien au Sénégambien community bi kanam xamal suñu doom yi mag yi kilifa ndax ñu bari ñu ngi fii dañ fi waxtaane julli ay farataay julli ñu bari xamuñ sangu seet muy sangu seet sax am na ñu bari ñi nga xam ne xamuñ ko waaye ma bàyyi la rek nga am li nga sànni ci mooy li ngay advice xale yu jigéen seen biir néegi si waaw li ma leen a advice daal mooy ne daal ñu toppa seen kilifa yi niñ daan sëyee because ku leen bàyyi xel ñoom ñëpp dañ ñëw nekk ci seen néegi sëy dégg seeni kilifa ñu am seen jëkkër nekk ci seen biir néegi jëkkër soo nañ bàyyi xel ni nga xam ne noonu la seen kilifa yi daan sëyee ñu roy ci ñoom parce que ñun ñëpp suñ kilifa yi xam ku nekk xam na ne suñ kilifa yi dañ sonnoon
ci néegi sëy waaw dañ sonnoon si néegi sëy soo dee jigéen doo seet sa jëkkër lu mu def ak lum la def yow dangaa muñ ngir yàlla dangaa sëy ngir yàlla because sëy bi moom li ko ëmb yëpp daal mooy sëy bi ngir yàlla su fekkee ne dangaa sëy ngir yàlla di nga gis ne sa jëkkër du def dara loo xam ne ne di xam nga dina la métti ba tax nga di ko def yow itam ne dangaa feyeku wante ak moom si biir néeg bi there's no need pour loolu noonu yëpp xam nga sëy leen ngir yàlla su ngeen sëyee ngir yàlla xam nga di ngeen am doom yu baax te li nga ma doon laaj nii fii nii léegi nii mooy suñ xale yi nga xam ne ñu ngi nekk ñu ngi fi sonal lool sax especially xale yu góor yi oo yu jigéen yi ñu ngi leen a xëcca ñu di leen dugal si néeg yu bon yi nii nga xam ne li ko waral lu bari man ci suma gis-gis mooy ne yar parce que kenn nit pour nga yar xalel dafa métti moo tax xam nga broken home baaxut dégg nga ma si ay njaboot especially suñ nekkee ndaw suñ demee nag ba mag nag nga xam ne ay muskalaf lañ boobu xam nga dinañ xam lu baax o lu bon waaye suñ nekkee xalel dafa baax pour suñ gestoo ñu gis seen yaay gis seen papa together ñu mun leen a brought up si right way bi nga xamee ne yow sa kilifa yi noonu lañ la waaw you know waaye su fekkee ne kii dafa dem fale kii dem fale xale yi pour nga yar leen dafay métti ba pare itam nga miinal xale yi loo xam ne suñ la gisut oo soo ko amut ñoom dinañ ko dem uti ina no da wéy boo xam ne loolu moo leen a dugal si yeneen xam nga problème yi soo gisee ma ne nga miinal leen mooy ne di nga gis ne am na parents yu bari yoo xam ne dañ dee miinal seen doom yi yu bari daal comme ne xale bi nga miinal ko pocket money di ko jox pocket money su nekkee ku ndaw nii sax de xam nga nga di ko jox pocket money ne ko demal nga spend xaalis bi soo xaalis bi jeexee xale boobu noonu ngaa gis noonu dafay dem spend xaalis bi nga ko jox noonu su jeexee xëj na doo fa nekka wante dina dem feneen fu mu ko utijee mooy ne ida dina ko sàcca dégg nga ma oo mu def xam nga naka su dut noonu pour mun a am dat xaalis waaye man daal li ma wax daal mooy ne nañ leen jéem ñu yar suñ xale yi ñaari kilifa yar seeni doom yàlla nag moo dee dogal parce que yàlla mun naa am mu jël si ñoom kenn waaw su jëlee si ñoom kenn nag yow boobu moom amuloo pexe waaw foog yow kenn nga jéem pour def ko ba yàlla di isiwaat keneen waaye ndigam yéen ñaar ñëpp xëy na ngi nekkat si àdduna si jéem leen bu leen tàqaloxoo ngeen jéem a toog yar seeni doom waaw ak lu métti waaw ngeen muñ ko waaw ngeen muñ ko especially ñu jigéen ñi waaw man moom jigéen ñi laa dee bugg di waxal saay nekk mooy ne jigéen moo war a muñ moo war a ginnaaw muñ góor tam war naa muñal xam nga mu jabaram waaye jigéen ji moom mi nga xam ne moom mooy kii jur moom moo war a gën a muñ pour ëllëg si biir mu am fa doom bu tekki pour ëllëg si biir mu am fa doom bu tekki waaw Imam yow dinaa la laaj même question before ñu tëj show bi tey si Interface Gambia ak Jollof show bi Interface special show bi Imam xale yu góor yi yow ban advice ngeen di advice ndax xale yu góor yu bari Imam ñu ngi am jabar nekk di sëy waaye téléphone yi bàyyi ko ñu ngi si WhatsApp yi xale bu jigéen buñ gis fàtte nañ ne nii bàyyi nañ jabar kër ga xale bu jigéen bu taaru fàtte nañ ne bàyyi nañ jabar si biir kër ga loolu nekkul loo xam ne nii respect nañ seen bopp sax waaye ñàkk respect bu ñoo ñàkk respect seen njaboot seen famille ban advice nga am Imam pour jox na ñoom xale yu góor yi seen bopp tamit ñi nga xam ne because tamit bu demee ba si biir bu dee indi problème bu problème ñëwee mooy mu ngi nii xale bu jigéen bi génn la ci biir kër yam fa am njaboot nga bàyyi fa njaboot bi involve loo seen life advice bi nga am pour wala na la joxuloo leen ko xale yëpp dee lead astray advice bi nga am pour jox leen ñoom xale yu góor yi di seetaan show bi tamit insha allah waaw loolu sax bëggoon naa cee rax before loolu ci loolu liñ doon wax rek comme jigéen bu bañal jëkkëram waaw xam nga like I said it's always two sides waaw góor gi comme nu ko anti say waxee ne jigéen bi lim ko advice moom buy bañ waaw waaye góor gi tam liñ ko advice moom buy bañ but sometimes comme as I'm speaking to you right now
problème yi sëy yi nga xam ne maa ngi ko jànkuwante gars yi yi nga xam ne ñu ngi cee wax as I'm speaking to you right now ëpp na 8 ëpp na 8 ci Gambian community bi waaye neexul ba neexul nag li ci ëppa góor ñi dee at fault waaw and another reason bi nga xam ne daf dee tax jigéen tam téye boppam bokk na ci nga fitnaal jigéen bi yëpp throughout the day mu tëdda ak jooy ak naxar nga bugg a ñëw bugg a koo sàkku mu bugg a bañ nga ne loolu dina ci am baakaar ndax jiitalu loo ne da jot nga koo dóor jot nga koo saaga añut reerut ndekkit naxar la tëddal naxar bi nga ko teg rek loolu in itself is an excuse moo tax ma generalize ko ne yàlla si boppam moom jigéen bi su dee am na excuse bi genuine digganteem ak yàlla loolu yàlla xam na ko waaye sometimes dafa mel ni rek tey mbir commencé fii kenn gisut ñu gis fi mu eene rek ñu ne lii raaytut waaye fan la commencé waaw fekk fitnaal nga ko waaw fitnaal nga ko wala xëj na moom jigéen bi saaku woon na la 20 times nga bañ waaw yow with your selfish life yow soxla nga ko tey rek dafa war a am bétee moom warut laa bañal nag waaye yow sóoraaleel li nga def going back to li nga wax noonu boobu moom defuñ ko jigéen sax moom yàlla lañ ko def xam nga yàlla terewul ñu njaaloo waaw yàlla daf ne buñ ko jegee laa taqrabu zina waaw laa taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa sa'a sabila tey su nit ne la ne man terewuma la nga ñëw London waaye bëgguma laa gis UK loolu noo ko jàngee waaw if you want come to London but I don't want to see you in the UK so where is London exactly waaw néeg bi dafa am lu fa nekk ma ne la bu ma la gis ci bunta bi waaw néeg bi daal waaw dafa am li fi nekk doomu daa moo fi nekk pour daa bokku ndànka ma ne benn daa bokku ndànka bu mu jege kër gi léegi da nga am pour jege kër gi pour nga mun a gis néeg bi nga mun a dem ci bunta bi pour nga mun a dugga ci biir néeg bi ba àgga ci domoda bi yàlla ne bul jege kër gi what are the chances of getting to the domoda suñ ne bul jege kër gi zero waaw so what are the chances of njaalo suñ ne bu ko jege so ba tax na moo tax yàlla ne comme ni ma ko ci beginning bi rek Allah is watching you the man waaw because sometimes mun naa isi fitna yu du jeex yow jigéen bi jàppal ne yàlla dina jëflanteeg sa jëkkër su defee naka sudut noonu yow góor gi nga jàppal ne yàlla dina jëflanteeg sa jëkkër sa jabar su defee naka sudut noonu unless nga am nag a tangible evidence against him or her xam nga loolu sax tas na sëy jëkkër bu tuumal jabaram njaalo tas na sëy waaw on condition jabar bu tuumal jëkkëram njaalo su seede amut jabar bi ne gis naa ko góor gi ne gis naa ko léegi yéen da ngeen a toog ngeen waat jabar bi waat ne moo ko def te gis naa ko te mu waat ne li ma wax bu amut ma alku jëkkër gi waat ne defuma ko te bi maa wax li maa wax su dee amut ma alku gannaaw bu ñu waatee nag den ñu tas sëy bi ku nekk dem sa yoon den yàlla jëflante ki nga xam ne moo waxul dëgg te waat ci kaw loolu waaw waat ci kaw loolu imaam lii da nga ko war a emphasize xam nga lu tax waaw imaam seen Gambian community bi lañ mën a wax addi si ndax comme ay Gambian lañ te bokk dëkk bi tamit ak suñu bokki Sénégalais waaye suñu góor yi seen Gambian community bi dañ ñemeen njaalo yàlla ma yàlla jégal waxuma ko nag provoque ma kenn nag ndax jubluwuñ ci tooñ jubluwuñ ci provoque kenn waaye dañ ñemeen njaalo suñ sistas yi soo gisee sistas yi ñu ngi am lu leen naari seen biir sëy yi problème yu bëri góor yi leen koo teg imaam loolu tax ma bëggoon foofu nga emphasize si te nga gën leen koo leeral ne tooñuñ seen jabar yi tooñuñ seen famille yi waaye yàlla la ñoo tooñ di jëflante ak yàlla loolu war a because loolu moo tax ma ne Islam is a complete way of life waaw bàyyu dara waaw bàyyu dara ba tax na yàlla mu ne maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum there has never been any secret council of 3 except that I'm the 4th one any secret council of 5 ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة yàlla ne fu ñett a nekk maa leen ñeneenteel fu ñeneen nekk maa leen juróomeel elle sa nomba bu dee benn yokkee na nga yàlla ne maa ngi fa de ana bii ga nomba su dee 5 billion la yàlla subhanahu wa taala ne maa ngi fa mu ne bés penc nag li ngeen doon def yëpp dinaa leen ko leeralal waaw ba tax na loolu dafa am solo waaye am na leneen tam li ma cee ñambaas mooy sutura ci biir néegi sëy
torop waaw yow góor gi bul nangu kenn tuutil sa jabar bul nangu kenn tiital sa jabar bul nangu kenn doyadil sa jabar waaye yow jigéen bi bul nangu kenn tuutil sa jëkkër bul nangu kenn tiital sa jëkkër bul nangu kenn doyadil sa jëkkër ba tax na sometimes problème mun naa am ngeen solve ko ci biir kër gi laata muy génn waaye ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp yow tey mere nga sa jëkkër nga dem si social media bi wax li nga réccu ëllëg nga juboo moom ne su ma yëgoon du ma ko wax nga mere sa jabar wax li nga réccu ëllëg nga juboo moom ne su ma yëgoon du ma ko wax looloo ci gën a tuuti bés penca yàlla dina la wax ne lu tax nga uññi sa jabar nii because lan moo tax yonente bi ne ku sutura sa mbokki jullit yàlla sutura la àddina ak àllaaxira ku uññi sa mbokki jullit yàlla uññi la àddina ak àllaaxira tey su ma laamin fekkoon may sàcca ndox wala su ma fekkoon laamin di jël ndox tey moomu ko ma dem rek ne laamin de dama ko fekka muy sàcca 2019 laa fekka laamin di sàcca 2021 laamin tuub nekk yaram mel ni malayka yàlla ne ko laamin mu ne ko naam ci waxin sa baakaar yi amatuloo dara far naa yépp waaye fekka man nag waxoon naa Sirif ne ko laamin ak lii la def 2021 Sirif gis laamin ne sàccakat baa ngi fële te fekka yàlla ne kii nekkatut kii far naa mbiram yépp waaw moo tax yonente bi ne suturaal ko gis nga su ma waxutoon affaire yi ndox bu laamin jël Sirif du ko gis ba ëllëg mu ko tuuma sàcca te fekk kii laab na set na ba tax na tey jigéen boo gis ci biti rek mu ngi sol luy muur awraam góor boo gis ci biti mu ngi sol luy muur awraam su loolu amut it looloo war a am waaye nag yàlla dafa am li mu wax ci Quran mu ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna they are a covering unto you and you are a covering unto them tey sa jëkkër comme Lamine macha allah sanse bu rafet bi mu def nii su ekkatee loxoom su dee Pape Diop ko def sama ñëw kat di ma Sénégal macha allah tey Lamine mun naa wax ne ci biir si loxoom bi fii mu ngi am scar waaye mbuba baa ko muur yàlla ne fexeel ba nga doon mbubi Lamine bu dara am feeñ lu négatif suturaal ko waaw sa jëkkër sa jabar solo am na scar bu nëbbu yàlla ne yow jëkkër bi fexeel ba nga doon sa mbubi jabar comme naka bu dara feeñ te she's not perfect you know and he's not perfect you know and I read if you are looking, he has no friend who is looking for a perfect friend. Waaw su dee xarit bu parfait nga bugga kon bul jéem a xaritoo kenn su dee jabar bu parfait nga bugga bul jéem a takki jabar su dee jëkkër bu parfait nga bugga bul jéem a takki jëkkër waaye nag yooyu bi wax na leen bari foo nga seet ban façon góor ngaay dugga ci ban façon jigéen ngaay dugga gannaaw boo leen ci duggee nag ngeen di suturalante ngeen ragal yàlla yéen yëpp xam ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi leen a gis waaye am na li ngeen di wax ci biti ngeen d'accord yi mbir yi neex fekk yàq ngeen te doo leen bileem ñi leen amee léegi because yéen a rey seen boppa ci marché te marché nag tey soo demee marché Serekunda ñi fa nekk dafa nekk waaw waaye marché Facebook is over 1 billion people marché Serekunda dañ na 2000 nit a fa nekk te 2000 yi yëpp diñ la gis te su ne nit ki gisee sax ne gisoon naa ko muy sàcca du la góom waaye marché Facebook moom ëpp na nga dem reveal dara ci marché Facebook bi te dama dee stress lii te du ma denc ci stress aja ak ala because tey man maa ngi wax xam nga right now lii mu ngi dem ci social media eventually waaw luñ fi mun di wax kenn Sirif sax mënatu ci dara Interface Gambia duñ ko mun a delete am na ku ko inbox ba pare mu ngi ko store is already there dina ko pass on mun na fee nekk for the next 50 years te Hassanul Basri mu ne the most intelligent person is the one who puts his tongue behind his heart so that prior to saying anything dina ko segga xam ndax li ma war a wax la fi ma ko war a waxee la ni ma ko war a waxee la ndax jar naa waxu na ndax waxuwul bi mu ko óoree ne lii luy am njëriñ la te réccu nekku si man du ma ci am njëriñ du ma ci am réccu te ki ko dégg du ci am réccu ki ma ko jëmale di ci am réccu lu dul jàmm ak taranga ak sutura mu ne den ma release ko waaye mu ne di most ignorant person te koy gula tiim naan na yow you are very ignorant xeex boobu du jeex mu ne man dama ignorant waaye Hassanul Basri mu ne and we all agree with him without doubt ne ku gën a ignorant nit ñi yëpp mooy ki nga xam ne moom làmmiñ baa jiitu xel bi nekk ci gannaaw muy mbele rek ku ma yem fo amam fo mu ne ko ma ne ko waaw mu ne ko ma ne ko si laa ko wax mu ne ko ma ne ko rek waaw
bem realize bem pare mu ne lii de moom su ko defee soo ko confronté sax mu ne dama juum jégal leen ma xanaa tey doo leen nangu ko juum yàlla nag daf la woon in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. If someone who spreads information just to bring about problems between people, if they come with information to you, mu ne clarify. Bul ko xaritoo nit nag. Bul ko buggee nit. buñ ne la kii imaam la rek nga nangul ko mu ñëw wax la lu négatif ci nit nga jël ko straight away. yàlla ne clarify ko. ñu ne ko yàlla lu tax mu ne because mun naa tooñ nit. wala mu tooñ groupe out of ignorance ñun yow yaa moom yëpp yow nga ñëw réccu. because yonente bi ne it's enough to brandish someone a liar who will talk about everything that he hears. man ñëw naa wax naa la ñaar fukki junne kalima ak ñaar nga dem relay yépp ci anti sey bu amee ay fen yow it fenkat ga moo tax yonente bi ne doy na pour ñu ne nit ki fenkat na ki nga xam ne lu mu dégg rek wax naa te léegi ñaareel am na ki nga xam ne moom yaakamti naa déglu news. waaw dafa am ñi nga xam ne ñoom ñu leen yàlla bindee moom ñoom dañ bugg a fekkee naa ko yëg naa ko waaw ñu ne ñetti nit a doon xuloo joxe foofu xibaar waaw kii moom dafa lebal kii waaw léegi kii waxtu fay jot mu bañ a fay kii di seetaan kii nag kenn daxu ko feeku bor ci kaw suuf dina ko fay de ko waaw waaye nag kii tam kenn daxu ko ñàkk a fay bor ci kaw suuf waaw ñetteel bi tam kenn daaxu ko fekkee naa ko waaw léegi fay ma duma la fay in a nutshell mu dem ba nga xam ne ki nga xam ne moom lañ amar bor bi mu ne moom du fay te pareel na ko mu dee waaw mu ne ko su dee pareel na la dee pour nga fay ma dinaa dee fekk si la waaw ñu ne fay ma duma la fay mu far rey boppam pour rek bu mu fay kii tamit rey boppam pour mu dem fay ko kii ne dinaa dee fekki leen moom it mu rey boppam pour dem seetaan. subhanallah waaw ñett narratif la rek. waaw waaye liñ ci jublu rek. mooy. soo mistake ba wax naka sudut noonu. wala nga def naka sudut noonu mu dem WhatsApp wala Facebook waxoon nañ ko si recording buñ doon def. ne ñuy dugal dis nude pictures yi or videos yi. ñetta la seexa yow mi ko def. yow mi ko jël nga pass on. ak yow mi seetaan ku nekk am na problème. ki ko def lu tax nga nangu nga def ko waaye ki ci gën a garaawle nag mooy ki nga xam ne moo ko post. tey mun ngaa post de man maa ko postoon de waaye léegi maa ngi jégalu de lii ak lii képp ku am baakaar ci li nga post bi nga ko post benn view la am 10 years down the line 50 million views su dee baakaar bu nekk benn la 50 million baakaar nga am su la fekkee ci biir bàmmeel ñu ngi laa dóor ay dóor yu kenn dut àtte siiw am tur pour maa ko fi defoon maa fi feeñ jaru ko am na ki nga xam ne mu ngi def dara sax pour siiw waaye fekk ndeke mu ngi doyadil boppam te yëgu ko maa ngi incha allah jógee naa ci maa ngi dem ci Facebook bi wax naa lii alhamdulillah how many viewers laa am gis nga soo toogee di waare and that goes to me ak képp kuy waare gis nga boo toogee pour wax su la kenn dégluwut yàlla malayka yaa ngi laa déglu yàlla na la tax a jóg rek waaye ñaata nit a ñëw ak ñaataa ci am njëriñ xanaa yàlla taxulaa jóg dafa tax ba nga xam ne yow di nga bokka yàlla sax moom ñu ngi ci yeneen mbir kon yàlla nañu yàlla defal amiin yaa rabbi amiin ngi àddina ak àllaaxira unfortunately mënuñoo dugg ci question bi mu laaj about xale yi waaye xam naa ne programme dinañ dugg ci loolu next programme ñu ci dugal loolu tax olof Njaay ne wax jooy na ñu ne ko lu tax nga jooy mu ne wax nañu bés luñ ma warut a waxee waaw wax si boppam moom moo jooy ñu ne ko wax lu tax nga jooy ndax yow wax rek nga def mu ne waaw dañ ma wax buñ ma warut a waxee lañ ma waxee kon boobu mag leen di sant bu baax a baax imaam fa tabaarakallaahu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax alhamdulillah si teew bi mu fi ñëw teew tey ànd ak Interface Gambia TV ak Jollof Show bi anti se yow moom dama lay ñaanal rek imaam tamit di la ñaanal na yàgg fi lool di ko suñu viewers yi nag bi is just one of a kind waaye ñu ngi am shows yi nga xam ne nañ bëgg di ñëw fii si Interface Gambia TV ak Jollof Show bi soo leen ñu bëggee contact nag nga xam ne anybody nga xam ne da nga am issues or anything that you want to talk about insha allah rabbi comme ni ma koy nañ fi bëgg di am imam anti say imam it bu ko jot joxee dinañ ko bëgg di indi fii mun ngeen ñëw contact mun ngeen ma email on laminj@interfacegambiatv.com
that's my email address laminj@interfacegambia.com mun ngeen ma si email nañ leen respond back oo ngeen email interfacegambia.tv.com nañ get back to yéen di leen wax jërë ngeen jëf si topp bi ngeen ñoo toppa di ñu seetaan bu baax a baax fii si Interface Gambia TV ngeen ànd ak seen président Lamin Jammeh tey ma amoon Imam Gassama fa tabarakallah di ko jërëjëfal di ko jaajëfal bu baax a baax ndax bàyyi na soxlaam yëpp tey dafa amoon conférence bu mu war na dem mu jël ko cancel ko pour show bii nii bi ko fa nekkal li nga xam ne c'est very sensitive issue bi nga xam ne mu ngi suñu mbir community bi te ñu bari duñ ko nangoo adresse duñ si bugg a waxtaan muy problème yi sëy fa tabarakallah ngeen dégg wax yu rafet yooyu ma wax kaddu yu rafet yooyu ma wax masha Allah fa tabarakallah suma yaay ju baax ji tamit anti sëy yi mu jógee all the way to South East London ñëw ba fii tam mayu ko borom njaboot la waaye mu ñëw fii anti see ñu laa jaajëfal bu baax a baax di la wax ne kontaan nañ trop si teew bi mu fi teew tey fa tabarakallah lépp lu jub nag ci wax bii man ma wax de man mi Jammeh li ma ci wax rek ngeen xam ne yàlla la di si juumi tamit nag suma bopp la di si jéggalu ñëwuñ fii nag pour xas kenn dañu yëkkati kaddu bu ñaaw di ko jéewal gën lu jéggal lu yóbbu suñu réew kanam rek ak suñu communauté kanam rek lañ ci jublu imam anti see te xam naa ne ñu ngi leen di jërëjëfal bu baax a baax imam laa jaajëfal bu baax a baax di jégalu nag di leen masawu coono bu baax ikati leen indi leen fii tamit yow moom beneen la waaye nag man apprécié naa ko te xam naa di viewers of Interface Gambia TV especially di Jollof Show nañ ko interview nañ ko apprécié bu baax a baax di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ku mel ni Ami Kole Dieng moom daf maa seetaan bu baax a baax moom suma fan number one la moom saa bu show bi génnee dina ko jël am share ko si friends ami di ko jaajëfal bu baax a baax ak anybody ki nga xam ne yaa ngi staan Interface Gambia TV ak Jollof Show bi ñuy support Lamin Jammeh di support Interface ndax Interface li maa wax dafa nekk plateforme bi nga xam ne nii pour Gambien yi la pour Sénégambien community dañ war a jàppalante am nañ plateforme bi nii ñu ngi ko showcase Ben TV Sky Channel British Channel so dañ ko war a use xam nga bu ñu xoolee on Sky Channel imam di ngeen gis Pakistan yi am nañ fa seen own lii nii Bangladesh yi Nigeria nii it goes on so comme ñun am nañ fa da slot bi nga xam ne mënuñu waxtaanee li nga xam ne nañ fi waxtaanee yu bëri insha allah fa tabarakallah bu ñu ko tàmmee nañ fi waxtaan képp ku ñu bëgg a sponsor tamit as I said you can sponsor Lamin Jammeh or Jollof Show bi as usual demal laminj@interfacegambia.tv.com insha allah rabi waxtaane yow mi seen ñoo def waaw wax na dëgg producer bak maari maa léegi nii independence mooy bés bu Gambie amee boppam muy 1965 18 February muy ñëw monde bii di ñëw insha allah te ñaan suñu réew mi imam anti see ñuy ñaan yàlla gën fa yokk jàmm waaye gis nañ li xew foofu noonu yëpp fan yi si RRC bi di ñaan ay kilifa ñi fa nekk di wax ak ñu leen dal waaye nag ñu leen di masaw bu baax a baax di leen masawu di leen ñaan xoli muñ di ñaan Gambie ni yëpp Gambie benn réew la benn bopp la muy joolaa bi soose bi ak bi manjaabu bi séeréer bi ñun ñëpp benn lañ Gambie benn bopp la nañ ñu masawu li waa ji waxoon we must learn to forgive but not to forget nañ jégal bu baax a baax te jégal leen te lu si des moom ñu bàyyi ko ci loxol waa bi rek te ñu respect tamit ñu respect dëkk bi nga xam ne la dëkk bu mën a neex a mën a développe la dëkk bu tuuti la mën nañ koo développe waaye nag fu ñu jaar ñu nekk benn liggéey maam looy am pour saani ndax producer bi remind na ma si affaire independence bi ma bés bi ñu moomee suñu boppa bu mu jàng bu mu dogee suñu baat yi waaw xanaa di tëjee fi nga tëjee rek mooy lépp liñ fi wax mu jaar yoon loolu ci yàlla la jógee dëgg la waaw su dee ne kàddu yàlla la ak kàddu yonent loolu ci yàlla la jógee waaye lépp lu weesu ci loolu rek loolu ñun suñ weakness la suñ cuune la waaye du kàddu cuune lañ doon waxee fa tabarakallah di ñaan yàlla defal ñu jàmm waaye di leen jaajëfal Interface Gambia Lamin bi nga xam ne yaa oote yaa sirif ak Interface Gambia because tey luñ fi wax kum njëriñ rek amal ne tiyaabo bi yàlla daf koo séddaale ba mu am kenn rawut sa morom waaw comme ni ma waxee rek ci social media bi ne ku pass on lu négatif ku ci mooy yàlla rek di soos moo cay njëkk a am baakaar fii tam ku ci njëriñoo rek di soos moo cay njëkk a am tiyaabo waaw ndig loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba tax na yéen a ngee def yéen a ngee góorgóorlu
fii moom ku mu neex da ngaa ñëw ubbi toog rek soo amee li nga wax ko waaw Sirif woy na ko ba sonn loolu nag du démba du tey waaw loolu always waaw Sirif soo ñëwee moom pare na pour whatever you want to say na doon li nga xam ne dina njëriñ askan bi kon loolu dañ koo jaajëfal tamit di ko ñaanal mu àgga to a level di ñaanal interface mu àgga to a level beyond our expectations waaye comme li nga wax rek pour mu soo déggee ñu ne imam dafa am ñuy julli ci gannaawam waaw suñ toogee fii ngeen toog fii di def li ngeen di def mu am njëriñ da ngeen expect nit ñi tamit ñu reciprocate your actions waaw in trying to help out in whatever way possible comme ni nga wax ni moom amul ruus sax moom TV station boo gis muy dox rek da nga am sponsors waaw ñi nga xam ne ñoo leen a sponsor pour mu dem kanam loolu am na ci solo di ñaan nag comme ñaanal suñu dëkk bi Gambia comme yaa ngi wax affaire independence jot sa boppa nag moom loolu yàlla subhanahu wa taala moo jox nit ki raytam jëkka waaw balaa nit ñi sax di ko joxe ba tax na loolu dañ ko war a dunda ba dee fekkañ independence bi waaw loolu we have to remain independent ba dee ñëw in every aspect waaw at a personal level ak si level yi dëkk bi waaw ba tax na loolu kenn ku nekk am na ci responsibility loolu sax xam na du jotaay bii nii waaye ku nekk am na responsibility léegi am nañ responsibility pour def an effort awa quota li ma dee wax rek mooy joxal nit ñi seen axa yow sa axa nga laaj ko yàlla waaw ba tax na at that level lépp lu la war yow ci sa dëkka fexeel nga def ko waaw so ñu ñaan yàlla def jàmm Gambia waaye tamit ñu ñaanal suñu dëkkandoor yi nga xam ne ñooy Sénégal ñu ngee duggal ci élection seytaan waxut dëgg wa yàq na xel ba tax na sometimes ay wax mun naa tax ñàkk déggoo am ba tax na tey nit ki mun ngaa génn foog na ne maa ngi seef fekk ne fitna kenn xamut fu moo mujjee waaw ba tax na ñu ñaan élection bi gars yi di duggal ñu ñaanal leen suñ ay mbokk lañ après Sénégal ni mu demee bu nekkutoon di colonial mas ñun yëpp ay benn famille bi ba tax na nañ ñaan élection bi yàlla def ci jàmm li gën pour dëkk bi ak jullit yi yëpp yàlla defal leen ko wax bi ak lu moo bari yëpp kenn xamut lu gën yàlla rek a xam ba tax na sincerely tey kum óoroon ne su ma óoroon ne tey man su ma sànnilee Lamin du ma añ du ma reer du ma ndekki su dee man maay his die hard supporter dinaa téye suma bopp waaye su ma óoroon ne dinaa ko sànnil dinaa añ dinaa reer dinaa ndekki xëy na mun naa koo sànnil di fak ne kenn xamul loolu yaakaar rek la ñoo demee nañ des ci yaakaar bi waaye ñaan yàlla te bañ cee ëppal waaw ku nekk citizen nga am nga every right to do what you are supposed to do nga seet ku la neex nga ne man kii laay fal waaye on top of loolu nañ ñun ñëpp ñu mbonkoo wax ak yàlla mu ko yàlla ku gën waaw lii is applicable to Sénégal and Gambia yàlla ku gën ci ñun ñu ngi laa ñaan nga jàppale ko waaw ñu ngi laa ñaan ku gën ci ñëw nga jàppale ko lii ñuy dugga nii ñu ñëw dëgmal si nii nga def ci jàmm ñu dugga si jàmm génn si jàmm because soo amee màcc mun naa xëj sa poos waaye boo ko taalee du fa xëj waaw soo maj bi mun naa taal fii waaye fi mooy am xamuloo soo ñu ñaan yàlla fitna nuñ ko mun a stopee rek ci kàddu ak ci jëf yàlla nañu yàlla defal amiin yaa rabbi dugg ci élection bi ci jàmm dugg génn ci jàmm Gambie yàlla defal ñu fa jàmm lépp li nga xam ne requirement la ci dëkk yàlla nañu koy yàlla yombal ci ñu nekk ci diaspora bi ak ñu nekk Gambie insha allah waaw di jaajëfal ak once again Aji Sey ci going the extra mile in coming to make this happen insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa di wax rek ne kontaan naa trop pour si li ngeen ma oo fii tey mu nekk loo xam ne lu ma neex la maa ngi leen a sant bu baax yow Lamin ak Sirif ak mboolem ñi ngeen àndal Interface Gambia di wax rek ne baalal leen ma axa su fekkee ne wax naa fi dara loo xam ne daal nekkut lu jaar yoon loo xam ne daal ne jógee ko na si man tem nekk lu jaar yoon ñu sante koy suñ borom subhanahu wa taala te xam ne si moom la jógee te waaye nag su nekkee ne anything loo xam ne daal nekkul lu jaar yoon maa ngi leen na jégalu bu baax waaw jërëjëf Aji Sey comme ni ngeen ko déggee mu ngi jégalu bu baax a baax lépp loo xam ne ni wax na te jaarul ci yoon du jaar ci yoon nag ci loolu yàlla ñu ko defal kon ñu ngeen di jaajëfal bu baax a baax ba beneen yoon insha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Peace, love, unity. Bango yiri wandi
ko